asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen ñaanal ajuma jàmm di leen def comme ni ko faral di def altine ba ajuma di waxtaan ak yéen ci xamante ne moom mooy xew ci aduna bi mooy mbas bi yéen kenn dootu ko naatable lu mu yàq ci aduna daa bëri dëkk yu gën a fort gën a am doole ci aduna yëpp taxaw nañu fan yi dañu gis ñuy def li nga xamante ne mooy déconfinement yenn dëkk yi ñu génn di xoolaat ñu mën a relancer seen économie te loolu bu amee laal na suñu réew muy Sénégal te Sénégal ñëpp xam ne réew mu ndóol la amul doole waaye si ñu amul doole boobu am na xamante ne ay secteurs yu bari ci réew mi ñoom ñu si gën a yéeg maanaam ñi xamante néew ji doole yi ci àll bi ci gox-goxaan yi ñooñu mbas mi bi mu amee laal économie bi laal seen dundin moo tax saa bu ñu yeewoo ci suba teel gi rajo bi ak télé bi synchronisé yu fi dalal ak ay kàngam ñu waxtaanee loolu ñu dalal tey di xamante ñu ngi liggéey si monde ONG yi xam nga ONG yi ñoom dañuy liggéey ci réew mi liggéey ci xamante ne fu mu gën a jege population bi fa nguur gi doon egg ñoom ñoo fa yeggali seen i loxo waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam gën a néew ci doole yi ci loolu moo tax ñu invité fii tey kii di Moussa Mbaye muy directeur exécutif réseau Enda Tiers Monde ñëpp xam nañu ko ci Sénégal depuis Bignoncourt mu ko créé ba léegi ak xeex yu bëri ñu def ci àdduna bi di tamit di dalal si Kongaat tamit ki koy jiite représenté ko fii di tudd Abdou Ahmed Karim Cissé di innovateur social moom tamit di liggéey Kongaat tamit xam nañu ko ONG yu bëri la dajale maanaam ONG yi ci mbirum société mbirum social la ñu liggéey lu bëri moo tax ñu leen di wax bisimilah fii ci studio bi di laaj rek Moussa Mbaye bi mbas bi commencé ba léegi yéen seen liggéey waa ONG yi ndax ngeen koy gérer. jërëjëf Alassane may tàmbali di ñaanal ñëpp ñoo xam ne génn nañ àdduna ci mbas mi ak yeneen i jàngoro yu ñu dal ci at bi di jaale ñëpp ñoo xam ne seen i mbokk ak ñi nga xam ne feebar bi lottal na leen ba ñu am ci ay jafe-jafe ñi nga xam ne tamit ci seen wàllu koom-koom nekk nañ ci njàqare ñu ngi leen di xalaat di tamit jaajëfal ñëpp ñoo xam ne jóg nañ ci ñiy faj ci force de l'ordre yi ci société bi surtout jeunes yi taxaw ci ngir ñu génne ci jafe-jafe yi ñu toll ñun nag mbir mi bi mu amee li ñuy njëkk def ñun en tant que responsable mooy fexe fi ñuy liggéeyee ña fa nekk tamit mbir mi bañ a law ñu jël ay mesures ci loolu comme ni ñu ko defee ci àdduna bi yëpp loolu mooy suñu responsabilité njëkk xalaat nag ñi nga xam ne ñoom la ñu nekkal ay at a ngi nii ñuy liggéey ak ñoom te ñu xam ne bu nekkoon nañ ci ay jafe-jafe lii bu ñëwee dañuy gën a sonn moo tax nag jóg nañu taxaw ànd ak ñoom def suñu contribution comme ñëpp fi ñu toll nii jàpp naa ne bi ñu tolloo 19 mai mbir mi dafay réseau Enda fii ci Sénégal nekk nañ ci yeneen pays Afrique ak yeneen i continent fii ci Sénégal amagum nañ contribution bu toll ci 164 millions ci wàllu lu ñuy mën a wàññe. ëpp na loolu boo xam ne jagleel nañ ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci collectivité territoriales yi comité yi nga xam ne ñoo nekk à la base nan la ñuy fexe ba liggéey nan la ñuy fexe ba am jumtuwaay ñun foofu lañ leen di taxawa jëmale ko tamit ci district sanitaire yi am na district sanitaire yu bëri jàppale nañ leen Saint-Louis Mbour Ziguinchor jëmale ko tamit ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan yi ci quartier yi nekk ay famille yoo xam ne seen loxo jotewul seen ginnaaw lépp lu ñuy soxla ci wàllum set wàllum matériel hygiène ak lépp loo xam ne tamit dinañ ko soxla ci dund ndax dañuy toll ci jamono boo xam ne ak ni ñu tëjoo ak ni koom-koom bi wàññeekoo nit ñi dañuy nekk ci ay jafe-jafe jóg nañ tamit def ay clip de sensibilisation def nañu ay affiche def nañ ay panneaux publicitaires def nañu ay spot rajo donc lépp loo xam ne daal mën nañ ci ba nit ñi li nga xam ne moo jàmp ñu am ci taxawaay bi war ba mbir mi jóge fi waaye tamit waajal li nga xam ne mooy ñëw ci ay jafe-jafe ñu ngi gunge ñu ngi naatable fii ci Sénégal ak ci ay pays CEDEAO lépp loo xam ne dina am ay jafe-jafe yuy dal ñi nga xam ne ñoo gën a ñàkk doole ci suñuy sociétés yi ñu ngi ci taxawaay donc li ma ci mën a wax daal mooy suñu taxawaay mooy li ñu daan liggéeyee dañ ci gën a góorgóorlu
ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo gën a amee jafe-jafe ñi nga xam ne ñoo gën a ndóol ci suñu société yi kenn du leen fàtte ànd ak nag collectivité territoriales yi ànd ak état bi di jàpp ci li nga xam ne mooy suñu wàll ngir ñu mën jóge ci mbas mi ba pare nag jële ci jàngat yi war ngir mbir mi duñu bettaat. am na benn boroom xam-xam bu doon wax naan bu yenn jafe-jafe yu metti ñëwee dal sa kaw bett la indil la gàllankoor gaañ la bu ñëwaatee dañ naan tragédie la maanaam dañ naan musiba naaru laay waaye bu la fekkaatee foofu nga toll ñëwaat gaañaat la nam la gaañoon jaar fa mu jaar dañ naan lii de mbirum caaxaan la maanaam yow jëlewuloo ci benn jàngat ba defaraat donc mbir mi metti na am nañu ci ñàkk seen bakkan am nañu ci am ay jafe-jafe waaye tamit li muy metti yëpp dañ ci war a xoolaat nu ñuy defaraatee suñu société suñuy kër yi suñu économie ba ñu am àdduna boo xam ne mën nañ ci dund bu am solo. Ahmed Karim Cissé yow Kongat nga liggéey te innovateur social nga yii bu xewee ban taxawaay lay Kongat di am surtout yéen da ngeen di gérer ay ONG yu bari ci réew mi. asalaamaaleykum Alassane ñoo ngi leen di nuyu di déwénal seen ay téléspectateurs si julli gi ñu jóge di leen ñaanal yàlla yokk leen sutura ak jàmm. amiin yaa rabbi te musal leen si mbas mi. musal si àdduna bi yëpp. amiin te bu déwén nagay ñaaw yan mel na beneen yan na nekk daal déwén bu gën neex bu ren bi daal. incha allah amiin yaa rabbi amiin ndax kenn mënul wax bu déwén nagay ñaaw yan na mel na 2020 bi. si gàttal. Kongat dafa nekk benn bànqaas bi nga xamante ne am na 178 membres. yëpp nekk ay ONG yu nekk fii ci Sénégal at yu nekk international mooy ñuy wax ONG étrangère. si loolu bi mbas mi ñëwee taxaw ONG yëpp dañu jóg ku nekk ci sa domaine nga xamante ni ñoom ñëpp dañu doon intervenir dans le domaine communautaire ñu taxaw ci wàllu sensibilisation bi. taxaw ci wàllu appui au district sanitaire taxaw ci wàllu accompagnement itam psychosocial donc yooyu ñetti pàcc ñoo doon éléments yi gën a majeur yi nga xamante ni ci la ONG yi doon yëngu. mais loolu rek doyul au niveau du Kongat parce que comme ñëpp la situation bi bett dañu développer ci saa si benn dispositif pour mën di def ay conférences à distance. Développer ay dispositifs aussi pour di mën def ay échanges par en utilisant les réseaux sociaux ay WhatsApp ak système visioconférence yi si noonu aussi ñu gis ni problème bi fi mu àgg il fallait que ñu mettre en place benn comité de riposte sanitaire ñu créé dans un premier temps ak ONG yi nga xamante ni dañu doon liggéey généralement si lépp lu jëm si mbiru santé ñu taxaw ñoom pour jàppale ministère de la santé ak état Sénégal ci démarche bi ñu dawalee ñetti fan ñeent ñu gis ni problème sociaux yi jafe-jafe yi nit ñi nag am ñoo gën a ti metti sax problème santé yi ñu ni dañuy taxawal aussi li ñuy wax comité riposte sociale nga xamante ni donc am nañu comité riposte sanitaire ak comité riposte sociale mu nekk ñaari banqaas yi nga xamante dañoo liggéey ensemble pour xool nan la ñuy accompagner gouvernement Sénégal ak population yi pour dépasser situation bi contenir épidémie bi yooyu moom mooy les mesures yi nga xamante ni moom la ñu njëkk jël au niveau des ONG bi loolu weesoo ñu rencontré itam autorités yi le ministère de la santé ak ministère du développement communautaire ñu gis ni itam ONG yi généralement dañu daan di intervenir de façon disparate ñu ni cette fois-ci pour éviter loolu nañu tàmbali dès le début ñu mettre en place benn système d'information waxtu bi ñu taxaw ni di wax mën nañ la wax ONG bu nekk lan lay liggéey ci Sénégal Louga yan ONG ñoo fa def yan intervention Kaolack yan ONG ñoo fa nekk di liggéey Casamance yan ONG ñoo fa liggéey at lan lañ fa def ñi joxe détergent ñi def sensibilisation ñu joxe essence lépp fi mu nekk nii xam nañ ko donc am nañu une cartographie de l'intervention des ONG loolu bokkul dara ak comptes nationaux yi parce que bu ñu demee ba pandémie bi jeex état Sénégal dafay demander des comptes nationaux xool ONG itam lan mooy seen contribution ci mbas mi bi mu taxawee ci Sénégal donc loolu itam ñoo ngi koy waajal mais déjà fi ñu toll nii am nañu cartographie bi nga xamante ni daf ñuy wan dëkk bu nekk
région bu nekk département bu nekk lan la fa ONG yi def bi mbas mi tàmbalee ba tey chaque jour nag bu amee ku bees lu nga xamante ne lu mu fa def mën na ñëw ñu yokk ko si donc fi mu toll nii si doxalin boobu la ñu nekk di accompagner population yi district de santé yi ak gouvernement bi si politique am. bu feebar bu mel ni ñëwee bett ñu bëri fekkoon na d'abord ñu xamante ne ñu ngi nekkoon ci ndóol am jafe-jafe te ñu xayma bi ñu def ci àdduna bi ne nañu xëy na 23 millions de personnes daañu perte seen liggéey te ñi xam amuñu sot liggéey di góorgóorlu ñoom la gën a di feebar xeet di jàpp te yéen da ngeen nekk ci terrain bi di liggéey ak ñoom jour au jour ban maanaam xel ngeen di jox population ak si lan ngeen di liggéey ak ñoom pour ñu mën a résister ci jafe-jafe yi. dafa am ñaari mbir xëj na bu ñu li bettee li ñuy njëkk mën a def mooy ñu fexe ba am résilience maanaam li nga xam ne dal nañu mu bañ ñu gaañ ba nërmel nu ba ñu yegg ci suuf moo tax li ñuy njëkk liggéey ak population yi comme ni ñu ko waxee mooy fexe ba ci wàllu santé ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu lekk ak dundin ñu mën a résister. mbas mi kenn xamagul kañ la fi jóge waaye xam nañ ne dina fi bàyyi ay jafe-jafe yu tar ci état yi ak ci nit ñi moo tax ñun dañuy topp di caytu li ñuy wax vulnérabilité maanaam ñi nga xam ne ñoo gën a nësax seen taxawaay nan leen mbir mi di dikkee ak fan lañ leen war a mën a taxaw donc loolu dañu koy def ci xam nga ENDA Tiers Monde am nañu fukk ak ñetti banqaas yu nekk fii ci Sénégal ak yeneen fukk yu nekk ci Afrique ak ci àdduna bi ñu nekk organisation boo xam ne nag dañuy liggéey ak comité de quartier yi ni ñuy liggéey ak ONU ba nga xam ne dañ fa am statut consultatif général donc li ñuy def mooy dañuy topp di càmbar di xool ñi nga xam ne ñoo doon jaay ci mbedd mi am na benn film bu ñu def ak ENDA TV di wane ñi nga xam ne ñoo doon def restauration dans la rue mbir mi nan la leen dikkalee lan la leen indil comme jafe-jafe ba nga xam ne bu ñu demee ci politique yi di xool fan la ñuy jëmale ndimbal bi fan la ñuy jëmale dooleel nit ki ci wàllu koom-koom ak ci wàllu yeneen ñun ñu mën a indi naatable indi ay orientation indi ay éléments yu ñuy liggéey ak état yi ak collectivité territoriale ba nga xam ne ñi ko gën a soxla ci économie bi dinañ am lu leen may ñu siggi. justement est-ce que point boobu liggéey ngeen ak ci nguur gi ci loolu parce que xam ne nguur dafa dem distribuer ay vivres. jox ay population bi am na ñu bëri nañu xëy na ñi jotuñu ko ñu jotaguñu ñu ngi xaar est-ce que ci point boobu liggéey ngeen ak nguur gi pour xam ñi ko yellal est-ce que ñoom effectivement jot nañ ko. waaw loolu xam nga loolu mooy mbirum nu ñuy def ba li jàmp ñu taxaw ci bokkul ak xëj na ni ñu fexe ba suqaliwaat ci wàllu woowu ñun li ñu ci mën a def on est disponible ak état bi ci lépp lu ñuy def pour contribuer li ñu ci mën a def mooy ñun yàgg nañ ay at a ngi nii ñu ngi liggéey ak ay communauté ak ay collectivité yoo xam ne xam nañ bu baax mbir mi nu mu demee kan moo fi am jafe-jafe te ñun ni ñuy liggéeyee dafa doon loo xam ne dafa ubbeeku ak population yi maanaam mën naa ne ñoom ñooy wax sax nan la war a demee ñu jox leen responsabilité bi donc ci wàll bi nga xam ne ñun ci la ñuy contribuer xam na nan la ñuy def ba ñi nga xam ne ñoo ko yelloo ñu soxla ko état bi am na benn dispositif bu mu taxawal ak ñu ci responsabiliser je crois que ñëpp a ngi ci contribuer ci collectivité territoriale yi ñoo xam ne ubbil nañ leen ko donc ñun li ñu mën def mooy peut-être apporter ay complément ak suñu ko laaje suñu xel ak suñu xalaat ci nan la ñu war a mën a def ngir aide boobu ndimbal boobu yegg ci fa mu war a yeggee ci wàllu woowu daal ni ma ko gisee mooy bu ñu naree liggéey ak communauté yi da ngay responsabiliser communauté yi da ngay jël imaamu quartier bi da ngay jël bàjjanu gox bi da ngay jël responsable ASC bi ñoom ñu yor mbir mi xool parce que boo duggee ci dëkk ñi fa nekk xam nañ nu mu demee xam nañ ku nekk mooy lan donc état bi daf ko war a encadrer ba nga xam ne dinañ xam kan moo ko gën a soxla kan moo ko gën a yelloo loolu nag dafay laaj effectivement état bi ubbeeku ci acteurs yëpp ONG yi ak ñeneen ñoo xam ne ñëpp gis nañ ne am nañ taxawaay bu sell bu rafet ci wàllu woowu waaye nag ci wàllu nan la ñuy fexe ba suqalikuwaat loolu lii ñëw suba kenn xamu ko
ku taxaw fi naan la lii mooy am wala lële mooy am tegu ko fu wóor waaye li ñu mën mooy waajal ci nan moo mën a am ay scénario maanaam li tubaab di wax scénario c'est-à-dire nan la ñuy fexe ba bu lii dikkee du ñu bett ak lii fi am ni fan la ñu nar a jëmee loolu ñu ngi koy liggéey ak population yi li ma la doon wax mooy ñu natt d'abord mbir mi fan la leen amee jafe-jafe fan la leen gaañee ba mën a xool ak ñoom ay yoon ay bunt yoo xam ne ñoom ñooy tegu seen yoon ñu jàppale leen gunge leen du tere tamit dinañ ci jële ay jàngat jële ci ay firnde yoo xam ne dinañ ko jox liggéey ak suñu partenaires yi dinañ ko jox état bi ba nga xam ne bu ñu waree suqali suñu koom-koom xam nañ fan lañ koy teg suñu réew yi xam nga ne boo jëlee téeméer juróom-ñett fukk yi ñu ngi ci li ñuy wax ñun ENDA économie populaire sociale et solidaire. donc ñooñu am na taxawaay bu ñu am na ñu ñuy liggéeyee noo xam ne il faut nga xool ci yan fan ngay jaar pour jàppale leen waaye bu ñuy wax koom-koom ci Sénégal bu ñuy wax créer ay emploi li ci ëpp ci secteur économie boobu ni ñu di wooyee informel ñun on préfère parler économie populaire sociale et solidaire. kon muy ñoo xam ne dañu nekk ay artisans ñoo xam ne dañu nekk ay pêcheurs artisanaux nekk ay baykat yoo xam ne ENDA yàgg na di leen di gunge ngir ñu suqat ñi nga xam ne ñoo nekk ci suñu réew mi basé foofu suñu développement. donc ci tënk li may wax mooy war nañu fexe génn ci li nga xam ne moo jàmp ci kaw ñoo far solidarité ci kaw jàppale nit ñi xamal leen nu ñuy fexe ba génn ci mbas mi waaye léegi la ñu war a xool càmbar li nga xam ne moo nar a am ba pare nag ñu dellu ci li nga xam ne mooy téye réew dëggantaan ci wàllu koom-koom ci mbay mi ci ñu def ko mbay mu sell ak ci yeneen ak yeneen yoo xam ne xëj na dinañ ci dellu si ñun noonu lañ jàpp ne war nañu mën a taxawalaate suñu koom-koom jamono yi di ñëw ñëri na ay jamono yu jafe ci kaw àndandoo solidarité ak dëgg. ñëpp danañu Ahmed bu ñu génnee ci mbas mi crise sanitaire bi bu passé crise économique dina am te ñu bëri dañuy yëngu ci li nga xamante ne mooy ay petite moyenne entreprise ñi nga xamante ne si mbirum informel bi commerce bi la ñuy def ñi nga xamante ne sëpp ci àll bi dañuy nekk si ay maanaam exploitation familiale. loolu bu amee fekk mbas mi ñëw te mu fekk ñi xamante ne néew ñoon doole gën a néew doole yan taxawal la ñu war a taxawu ñooñu pour ñu bañ a nërmeelu. waaw xam nga mbas mi ñëpp la bett àdduna yëpp la bett mais ñun dafa gën a metti si ñun parce que dafa ñu fekkaat ay laago si wàllu koom-koom yu metti dafa fi ñu fekk ay laago ndax gouvernement bi boo xoolee xamuñu ñi liggéey ñëpp ñi nekk di liggéey yore seen liggéeyu bopp ñu xaw a tuddee économie informelle wala économie non structurée. donc loolu dafa jafeel tey jii ndimbal bi noo koy organiser ñun plan d'action bi nga xamante ni CONGAD moom la njëkk defar ñun li suñu réflexion dañ ni non seulement war nañu jàppale nit ñi ci waxtu bi ci jamono ji mais war nañu tàmbali xalaat ci post Covid mooy que bu mbas mi jeexee nan la ñuy jàppale ak taxawu ñi nga xamante ni ñoo nekk ci jafe-jafe tey jii boo xoolee ñi nga xamante ni ñoo nekk ci sàmm gi ñoo ngi ci jafe-jafe ñii ci napp bi ñu ngi ci jafe-jafe ñii ci chauffeurs yi suñu mbokku chauffeurs yi ñoo ngi ci jafe-jafe foo laal rek da ngay fekk muy metti ba pare fekk fa ay jafe-jafe yu taar te léegi yéen a ngi wax bi ñuy séddale ndimbal yi te ñu nii dañuy jox bourse de sécurité familiale plus 500 000 ménages impactés 500 000 ménages yu impacté ñan la ay nit lay rek yu ñu recensé ci quartier yi alors que benn jamono am na ay ONG yi nga xamante dañu jàppoon ni dañu war a xool ñi nga xamante ni dañu yore woon seen liggéeyu bopp ba pare seen liggéey yàqu tey jii boo xoolee benn chauffeur bu yore otoom ci benn quartier mais du yomb ci moom mu dem di bindu ji te pourtant liggéeyam yàqu na te au début dañu yaakaaroon ne affaire bi ñetti fan la wala ñaari semaine léegi mi ngi nekk ci 2 mois jëm 3 mois donc ñooñu seen liggéey dafa yàqu tey jii nag réflexion bi ci li mu war a gën a jëm mooy li ñuy wax protection sociale mooy ñu waajal nit ñi ñëpp ñi nga xam ne dañu yore seen liggéeyu ndaw ak seen liggéeyu bopp ñu waajal leen
ñu identifier leen ba nga xamante ni bu lii amaataat ñëwaatee ci àdduna dañu mën a xam fu ñu leen di jàppalee. dañ leen mën déjà ñu identifier leen ba pare ñoom fekk am nañu sax ay système de retraite wala am système de prise en charge sociale xam nga loolu yëpp dafay yombal liggéey bi mais tey jii bu fekkente ni da nga war a dimbali ay nit ñi nga xam ne yow déjà identifier leen rek difficulté la parce que boo déggee coow li même sur le registre national unique am nañu dingat yu ci am même bu dee 2% 1% yàlla moo xam mais même autorité gouvernementale yi nangu nañu ni c'est pas fiable à 100%. mais justement est-ce que ci liggéey boobu nguur gi lëkkaloo ak yéen nekk ci terrain bi xam ñi xamante ne ñoom ñoo am jafe-jafe liggéey gi leen ak seen registre nga mun a xàmmee ñu ko yellal ak ñu ko yellalul. boo bëggee dégg-dégg waa Kongat dañu yàgg nañu liggéey ak gouvernement bi mais dafa fekk tey jii dañu nekk ci état d'urgence ak couvre-feu te état d'urgence c'est une situation exceptionnelle bi nga xam ne dañ ko encadré loi bee ko encadré préfet bi la autorité administrative ak police donc ci début couvre-feu bi ak état d'urgence bi muy soogay tàmbali ONG yi boolewuñu leen woon ni ñu leen waroon boole ci liggéey bi loolu moom moo am. léegi nag changé na mbaa actuellement depuis peut-être 2 semaines la commencé am ay amélioration significative te amélioration yooyu c'est disparate da ngay dem ci yenn région yi démb ñun waxante nañu ak yenn responsable régional yi mais boo leen laajee ñenn ñi dañ lay wax ni la fii autorités yi jël nañ ñu woo nañu ñoo laaj yenn région yi loolu des na tey jii boo xoolee ci Sénégal yëpp loolu moo am ONG yi ba tey ni ñu leen waroon boolee ci riposte sociale bi des na et loolu dafay gis da nga koy gis ci manquement yi am tey jii ONG yi expérience bi ñu capitaliser bu ñu demee ba di distribuer ay vivres Sénégal am nañu ci ay ONG yi nga xam ne loolu rek la ñu def mooy seen liggéey mënoon nañu ñëw tey jii imaginer parce que ONG yi loolu la ñu proposé woon au début dañ ni woon bu ñuy dimbali population yi bu dee 100 000 personnes 50 000 yi mën nañu leen jox ndimbal alimentaire mooy dund yeneen 50 000 yi nañ leen jox cash transfert tey jii même 1 million de personnes boo bëggoon saytu boo jëloon 150 200 personnes ñuy travailler par cas mais mën nañ leen woo ñoom ñëpp ci téléphone ñu ngi ci mën a woo laaj leen ndax lan ngeen bëgg ñu jox leen xaalis wala ñu jox leen que vivre ñi bëgg ñu jox leen vivre ñu commander vivre yi te loolu dafay gën yombal liggéey bi ñu bëgg ñu jox leen xaalis mais ci ñaari fan ñu jot seen xaalis parce que xaalis bi ñëpp xam nañu ñaata la ci 60 millions yi la war a tourner mais tey jii boo xoolee logistique bi nekk ci gannaaw vivre yi loolu dafa diis ci ñëpp te xam nga nit ku xamul tey jii nit ñi ngay dégg yëpp ñuy wax xamuñu luy logistique tey jii transporter ay tonnes ceeb mais xaalis la. loolu boo xooloon liñ ci def ci transport bi bu fekkoonte ni tey jii dañ ni 1 million de ménages la ñuy séddale la ñuy dimbali ñu ne léegi dinañu jéem laaj nit ñi sonde leen lan moo leen arrangé ñi bëgg xaalis ñu jox leen xaalis ñi bëgg dund ñu jox leen dund àdduna bi noonu la tëddee parce que ñun ONG yi ci Kongat teg nañu waxtaan bi ci table ci mais bi ñu tegee waxtaan bi dañuy gis ni mag ñi seen bëgg-bëgg moo doon dund joxe dund. ñun ñoom looloo ëpp sécurité ci ñoom parce que nit ki mën nga ko jox xaalis mu dugal ko feneen mais jeunes yëpp dañu doon wax ne expérience bi ñu am daal mooy joxal nit ki 60 000 bu gaaw moo xam nag nu mu koy defee te rafet nañu njort ni tey jii nit ku nekk ci jafe-jafe boo ko joxee 60 000 def ci jënd dund pour njabootam te moom mooy xam dund bi ko arrangé donc tey jii loolu solution la woon bi nga xamante ni mënoon nañu en un temps record ci 10 jours boo jëlee 120 opérateurs ñuy travailler 10 jours en termes de quart de 8 heures à 20 heures mën nañu woo 100 000 1 million de personnes scientifiquement c'est éprouvé. xam nga loolu tey jii bu ñu ko defoon liggéey bi dafay gën gaaw. ñun démb bi ma laajee responsable ONG yi nekk ci cellule départementale et régionale yi am na yenn régions yi nga xamante ni distribution bi commencé na fa am na régions yi nga xamante ni joxe nañu ticket yi mais nit ñu jotaguñ ko te mi ngi def 1 mois ñun ñu bari jàppoon nañ ni balaa ñuy dem ci korité bi ñëpp dinañu jot seen dund tey ji korité nañu ba pare am nañu jotagul seen dund te loolu yëpp problème logistique moo ko indi parce que jëlee ceeb bi Dakar yóbbu ko ci région yi après boo ko yóbboo ci région yi nit ñi demaat jëli ko mënoon nañu wàññi ba nga xamante ni couper la poire en deux comme ni ko tubaab yi di waxee ñi nga xamante ni bëgg nañu jox leen xaalis ñu jox leen xaalis ñi nga xamante ni dañu aajowoo ñu jox leen dund loolu mënoon na wàññi liggéey bi te loolu yëpp dañu jàpp ni bu fekkoon amoon na waxtaan bu yaatu sa tàmbali ba
mënoon nañu éviter àgg ci situation bi ba mu ay dinga di ci am parce que boo xoolee tey jii li am ci àdduna bi du Sénégal kese at activistes yi ni ñuy fonctionner at internet bi réseaux sociaux yi dafa am benn genre défiance benn rupture de confiance entre les populations at les pouvoirs publics loolu ñun mënuñu ci dara tey jii il suffit que rek 100 000 personnes ci internet yi coow lu bari dafay mel ne Sénégal ñëpp a nekk di wax même bu fekkee c'est une minorité très visible et il faut les prendre en compte donc tey jii ñooñu rek bu ñu waxee ñëppay tiit alors que liggéey bi am na li nga xamante ni mi ngi tegu ci yoon mais am na li nga xamante ne bu fekkoon waxtaan bi gënoon na yaatu sa njëlbeen ba peut-être que tey jii dina gën a gaaw ci bu ñu koy séddale. ñu ngi ko wax après Covid mais am na ñu xalaat pendant Covid moment bi ñu nekk nii. hivernage baa ngi ñëw xëy na ñi war a def ci tool yi defar tool yi pour liggéey xamaguñu naka lañ koy liggéey c'est vrai que nguur gi nee na am nañu ay 2 milliards ñu jéglal éleveurs yi agriculture beeg yooyu waaye nii dañuy xalaat ne tey mbas bi kenn xamul kan lay jóge fi te Sénégal lu mu lekk lu bari da koy jéegaane bitim réew ñu ngi tëj frontières yi. te bu yàggee xëy na dëkk yooyu xamante ne ñoo doon jox Sénégal ceeb mel ni Thaïlande mel ni Vietnam mel ni Inde ñoom seen bopp bu feebar bi duggee seen réew seen béykat duñu mun dem ci defar ceeb kon ceeb bu ñu defaroo ñoom dañ koy denc bu boobaa loolu bu amee ban taxawaay dañu war a taxaw ci réew mi pour ba bañ a am insécurité alimentaire ginnaaw amoon na gax gaa. waaw ENDA yàgg nañ di liggéey ci souveraineté alimentaire parce que dafa am solo situation mbas bi wane na ko ci tontu yi ñuy tontu bu njëkk bi mooy bu ñuy joxe ay ñun def nañ ko bu ñu doon jox ay famille ay kit alimentaire dañuy xool nan la ñuy jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk les producteurs nationaux tey bay loo xam ne lii lu sell la parce que li ngay jox famille bi mu dund tamit da ngay régler war ay problème nutrition ci xale bi donc bu ñu koy composer dañuy xool nan la ñuy fexe ba ñi nga xam ne dañu nekk fii ci suñu filières yi am ay problème mu écoulement de leur produit ñu am fu ñu ko écouler loolu tamit soutien la ci producteurs yooyu fexe tamit nan la ñuy fexe ba dëgloo baykat yi ENDA Pronat fan yi ñu ngi doon jox ay semences ay baykat yoo xam ne ñoom ñoo leen indiqué lii mooy suñu besoin ñu jàppale leen ci donc ñu ngi rafetlu effort yi état bi def waaye comme ni mu ko waxee dañu toll ci jamono boo xam ne li état bu nu régler situation société bi ñoo mën a ànd ñu régler ko mais dafay laaj nag ñu waxtaan diisoo ak nit ñi teg leen ci yoon ñoom ñooy décider xëj na ñoom ñooy orienté mais bu teguwul ci base yooyu donc war nañu toog ñu waxtaan ak béykat yi sàmmkat yi ñu xool jafe-jafe yi nar a ñëw ci diir bu gàtt maanaam ñu ngi jëm ci hivernage bi nee nañ war na mën a am taw bu am solo nan la ñuy fexe ba ñooñu mën a am bay bu jaar yoon bu loolu weesoo jàngat yi ñu doon def wane ne jafe-jafe yi ci àdduna li ci ëpp mooy dañu toll ci benn système boo xam ne nit ñi booy jàpp confinement bi ñun mën nañ jàpp ne suñu société ñun dañu confiné woon lu yàgg nañu yéen des leen seen dëkk la am solo ci seen dëkk ci or wala ci pétrole wala ci gerte lu ñu bay na ñëw ci ñun waaye yéen des leen seen dëkk ñu dem ci système boo xam ne nit ki lii dootul def bay dundee dañu war a jël ay jàngat ci situation bi am ba nga xam ne li ñuy njëkk def buñ ci génne mooy ñu fexe ba li nga xam ne moo nekk ci suñu wàllu dundin mu doon loo xam ne duñu ko jéegaane lu dul lu néew loolu nag dafay laaj ñu orienté waat suñu politique yi waaye du rek bay pour bay ni ñu ko yàggee di liggéeyee mooy dañuy def bay bu sell bay mu sell amul bëri ay pesticide amul pesticide comme ni ko ENDA doon liggéeyee ren ji def nañ benn dynamique des acteurs pour la transition agroécologique bu nga xam ne ñu dem ci façon mbay boo xam ne du yàq suuf si te li ñuy ciy jëlee dafay sell te mu doon loo xam ne dañuy jàppale suñu waa réew bu suñu réew taxawee ci wàllu mbay ak yu mel noonu dinañ mën a am koom-koom boo xam ne dinañ mën a wéccoo ak ñeneen loolu leer na ci situation Covid bi nan la ñu ciy jëmee mooy wax ji ndax est-ce que dinañ
ubbi waxtaan responsabiliser acteurs yi ba ñu am li ñuy wax souveraineté alimentaire parce que bu crise amee ku ci nekk sa bopp sa bopp ngay xool donc ñu ngi ñaan yàlla xëj na mbir mi gaaw fi jóge waaye li fi nekkoon avant mbir mi leeral na ne loolu mooy yoon bi il faut que ñun ñu moom suñu bopp mënal suñu bopp ci li nga xam ne mooy nekk des activités essentielles ñaareelu mbir bi mooy wax mooy loolu man dama jàppoon ne xëj na man dama comprendrewul daal mais bi mbas bi amee ñi nga xam ne ñoo nekkoon di ŋànk mbir yi ñoom ñëpp dañuy wax dañuy tëj lépp ba mu def les activités essentielles ñi ñuy wax am na ay travailleurs essentiels maanaam nit ñi dañu jàppoon ne daal investir ci wàllu santé investir ci éducation investir ci mbay mi agriculture ak yooyu loolu yoru ko dañuy defar ay infrastructure modernisée mais ba ñu demee ba am jafe-jafe yi ba ñu ne dañuy tëj lépp nee nañ déet lii kenn waru ko tëj donc jàngat yi ñu ci war a jëlee mooy xam nañ ne ndekete yoo am na loo xam ne lii c'est essentiel xam nañ ne nit ki boo dul produire li ngay dundee sa taxawaay jaarul yoon donc loolu jàngat yooyu la ñu war a jàngat ba après ñu soppi suñu politique fi nga xam ne moom la ñu war a def suñu doole ci wàllu budgétisation ñu def ko foofu ngir mën a am taxawaay bi nga xam ne moo ñuy protéger ba kenn xamul Ebola jaaroon na fi mbasu Covid 19 bi kenn xamul luy ñëw suba waaye bu leneen ñëwee fekkaat ñu ci ñu nekkee woon loolu moo ne ñun on a rien compris. personnel essentiel bi mooy xamante ne war nañu leen bàyyi xel waaye dañu nekk ci réewum taax yenn saa dañuy fàtte ñuy wax les invisibles parce que da ngay yeewu suba teel gis nit ki dase moo ci mbedd mi xëy na am fu mu fanaan day wër rek tey fanaan na fii suba fanaan fële xamante xëy na seen xel dameewul noonu. xam nañu ay handicapé lañu ay yu bëri yooyu dina am ci capital bi nit ñi di dimbale yenn saa dañu xëy na fàtte ñooñu ou bien du la calculer ci maanaam stratégie bi ñooñu naka la ñu war a jëlee pour ñu mën leen fàtte ci jafe-jafe ñoo xamante ne ñoom xëy na ñu ngi koy vivre te kenn faalewu la. li nga wax lu am la ndax mbas mi ni mu tàmbalee at état d'urgence bi at couvre-feu bi amul woon réponse communautaire. C'était une réponse policière moo di que police ak autorité administrative ñoo doon dogal di wax ni ñuy doxee boo xoolee dañu daan wax ni scientifique yi nee nañ ne ñëpp noppi ñun ñëpp itam dañu noppi woon di def li ñu wax di jëfe ndigal mais bi ñu demee ba mu am quelque temps ñëpp dañu gis ni ñi ci mbedd mi taalibe yu ndaw yi sonn nañu ñi ngi wéradi seen sonn nañu sans domicile fixe ñi daan dëkk ci mbedd mi ñoo gën a ti jaaxle te kenn mënu leen dimbali. parce que ONG yi mënuñu woon sax génn ONG yi amuñu woon autorisation 3 semaines yi njëkk ci couvre-feu bi ONG internationales yi def nañu sax plaidoyer dañu doon jaabante amee seen oto am seen essence am seen ay moyens amuñu autorisation pour dem vers les populations mënuñu génn guddi mënuñu génn bëccëg mënuñu génn guddi mënuñu dem ci région yi loolu c'était une insuffisance ak carence ci réponse communautaire bi léegi nag commencé nañu gis ni il faut que ñu boole ci la communauté parce que affaire u santé affaire u épidémie réponse sociale bi moo ëpp doole daanaka réponse médicale bi réponse am na solo trop macha allah suñu médecins yi ay jàmbaar lañu li ñuy def am na solo mais tey jii communauté bi ni ñuy def ba mbas mi du dal seen kaw loolu moo ëpp solo sax léeg-léeg parce que boo xasee moom ba am problème moom bu wax ji beneen kaa nga mais balaa ngay àgg foofu la wax ji nekkoon actuellement am na ay ONG yu jóg am na semaine bee passé gis naa benn ONG bu ñu envoyé ay documents bu nga xam ne dem na dimbali taalibe yi am na beneen ONG bu dem nekk di jàppale les sans domicile fi am na tey jii une nouvelle dynamique mais c'est yii yëpp c'est récent ces semaines yu la am mais depuis le début crise bi dañu toogoon rek di seetaan daanaka ñëpp doon moytu léegi nag ñun dañu jàpp ni dafa bokk ci leçon yi nga xamee ni war nañ koy jàng ci crise bi mooy que ni bi crise bi di tàmbalee mbas mi ba ñu déclarer état d'urgence ci saa si président Congat dafa def benn communiqué ni ONG yi laxasaayu nañu taxaw pour ànd ak gouvernement bi jàppale population yi ñëpp ni lii de baax na mais fa la yam y avait pas d'action. mais pourtant ba léegi dafa am ñu nekk ci population bi gëmuñu feebar bi am na te tamit même bu ñu ko gëmee tamit
indi na benn tiitaange ci population ba ñu gis ay seen yi xamante ne yu déplorable la fale ca Pikine ginnaaw raay nit kii génn àdduna fekk feebar bi moo ko gën a population bi taxaw ne kenn du ko suul fi mooy li ma lay wax xam nga nee naa la rupture de confiance dafa am nee naa la dafa am défiance vis-à-vis de l'autorité ñaari problème yooyu mooy que le fait que nit ñu wóoluwuñu léeg-léeg ñenn si ñi ñu jiite loolu dafay indi problème te loolu même bu dee quelques personnes la rek yuy wax comme ni ñu leen di waxee activistes yi mais dafay am impact parce que am na nit ki nga xam ne bu ko déggee ñu jox koy argument daf siy commencé di la nga am te loolu yëpp lan moo koy indi mooy que ONG yi place bi ñu waroon am dans la riposte sociale dans la riposte communautaire réponse communautaire waxanteeg nit ñi ñu jël bàjjonu gox ñu wut relais communautaire yi mais tey jii sida bi amoon sida ba tey endémie la mu ngi si àdduna bi mais sida bi kan moo si gën a sonn am na ay ONG yi nga xam ne si sida rek la ñu liggéey presque pendant 10 ans te ñëpp gis nañu résultat yi tey jii ñooñu expérience bi ñu capitaliser pour wax ak nit ñi wax ju gaaw bu pare bu am impact moo xam si question déni bi la nit ñi wax ni feebar bi amul at ñi nga xamante ni dañu nekk si ay théories complotistes mais loolu yëpp c'est une question bi nga xam ne ONG yi dañ si am xam-xam xam nga ingénierie sociale bi ONG yi am bu problème yu mel nii amee état bi moo leen war a woo boole leen man de lii laa leen sant docteur yi nañ leen sant ñu faj yéen waxante leen ak population bi ñun proposé woon nañu si début mbas mi ni nañu jël ay taxi wala taxi haut-parleur wala ay oto ñu dugg si quartier yi di wax ak nit ñi loolu tey ji lu waroon mën nekk la au lieu que ñuy jabal ay policiers ñuy dàq nit ñi di leen dóor mais mënoon nañu yabal bu timis jotee couvre-feu bi door ñu wut ay oto yëpp si haut-parleur ñetti nit nekk si ñuy wër quartier yi leen wax ni li seen jàmm la toog leen seen kër dañ leen di bëggal jàmm rek lañ leen bëggal xamuñu africain amaguñu médicament pour faj ci lii loolu yëpp mën a bu ñu ko waxoon nit ñi dinañu am beneen perception mais benn jamono réponse policière bi dafa ëppoon doole nite gi parce que itam ay nit bu ñu àndee ba mbas mu mel ni dal seen kaw dañu war a gën nite mais bu fekkente ni nitewuñu nit ñi dañu tiitaange rek moo fi nekkoon tiitaange moom mooy li amoon Sénégal léegi nii depuis quelque temps parce que ministre développement communautaire dafa ni woon moom dina jox instruction gouverneur yi pour ñu boole ONG yi si lépp lu ñuy def. est-ce que loolu am na mbaa amagul. commencé na am parce que loolu si deuxième semaine au Ramadan bi la donc yàggul ça fait juste 2 semaines donc am na zone yi nga xamante ni nee nañu commencé nañ leen di leen gën boole am na ay zones yi nga xam ne ba tey des na man démb bi ma waxtaanee ak yenn ONG yi laata ma ñëw fi information yooyu lañ ma jox am na zone yi nga xamante tane na am na zone yi nga xamante ni ba tey amaguñu satisfaction. bu ñu nekkee ci mbirum. santé bi population di bëgg bu ñu suul nit parce que feebar bi moo ko dal loolu dafa xaw a garaaw ci réew mi lakk la ñuy war a def pour population bi bañ a di def loolu ñu xamante ne ñoom yàlla moo leen yóbbee ci loolu waaw loolu lu am solo la te je crois li ñu doon discuter léegi am na ci wàll ma bëggoon ci dellu si ci li Cissé wax ñun loolu lañ jàpp ne il faut que ñu accompagner les réponses communautaires mais réponse communautaire yooyu moom dafa mës a am depuis le début xëj na dañu ko intégré wul ci stratégie état bi mais man foofu dama fay bëgg ci taxawaayu Sénégal notamment jeunes yi dama nekk par exemple di jiite association des éclaireurs du Sénégal ay 1500 jeunes volontaires ñooy nekk sur le terrain di def liggéey bi te laaju ñu ci dara boo duggee ci quartier yi ñi doon def graffiti da ngay gis ñu def ay image donc fépp ci société bi ñoo xam ne ñii seen xel dafa màcc ci wàllum technologie gis nga leen ñu ne dañuy créer ay appareils yoo xam ne war nañ ci mën a raxasu te doo laal mbir mi donc fu nekk loolu mooy réponse communautaire te fépp la am ci Sénégal nit ñi jóg nañ ci wàllu woowu man jàpp naa ne mbas mi li muy metti nekkoon na benn moment boo xam ne presque moment de refondation nationale parce que état bi mënoon na fi jaar am légitimité bu ko manqué woon am na benn moment li état bi wax def leen ñëpp ànd nañ def ci wàllum xam-xam suñu médecins yi ñëpp a ngi leen di dégloo ñuy waaye dañu dem ba benn moment li nga xam ne moo ko waroon nekk suuxat muy
ñu waxtaan ak waa dëkk bi yëpp ñi nga xam ne dañuy jàpp ne feebar bi amul ka war a wax ak ñoom moo waxul ak ñoom. loolu moom donc dañu waroon accompagner les réponses communautaires et elles sont nombreuses mënuma ko citer ci quartier yëpp nag nit ñi jóg nañ def seeni communauté waaye loolu dañ ko dooleelul nekk def ko au centre de la stratégie loolu moo doon gën a tax mbir mi gaaw fi jóge ñaareel bi man fan yi génnewoon naa ci benn këyit Cissé wax na ko stratégie bi dañu ko wekk ci tiit ak tiitalaate loolu nag xalaat bi ñu ci am mooy man jàppoon naa ne am na yenn mbir du gaaw a am Sénégal rapidement nit ñëpp commencé di raxasu di ut cet nit ñi di respecter du am surcharge ci transport bi ñëpp jaar yoon mais mu ngi wekku ci lan ci ragal dañu ragal dee ragal dee boobu xëj na doon na benn accélérateur ci soppi pratique yi mais booy communiquer ci loolu ñu déshumaniser nit ñi. bu dootuñu ragal dee. li ma doon bind mooy nit ñi dañu leen wax cas dootuñu wax nit ki xoolatuñu nit ki dañ naan rek yow cas nga ñuy wax suspect dañuy traquer ba nga xam ne nit ñi ci seen ni ñu jàppee mbas bi dañuy jàpp ne feebar bu bon la boo xam ne nit ki yow boo ko walee presque yow boo ko amee tu es un pestiféré donc ki ko am da kay làq. alors que virus la. comme virus bi am grippe man bu demati yow wàll nga ma sa grippe bi de ci kër gi dañ ko daan waxante waaye léegi dañuy jàpp ne loolu c'est presque un crime donc noonu ñu communiquer stratégie boobu ñu jël tax na xëj na yenn gestes yi nit ñi gaaw nañ ko jël waaye tax na tamit tiitaange bi ak jàqare bi indi na benn imaginaire ci nit ñi ba nga xam ne dañ koy ëppal dafay ëppal donc tiitaange boobu mooy tax nag. te yaakaar nga il faut ñu changer stratégie bi. waaw nit ñi dañuy jàpp ne buñ fi naree suul néew sax am na lu mu leen di indil te loolu wekkuñu ko ci xam-xam. mais dañu àndul ak teey bi war expliquer nit ñi surtout jaaree ko ci gox-goxaan yi ña fa am baat mun na doon pour jeunes yi ki nga xam ne mooy diriger groupe de rap bi imam bi. chef ou délégué de quartier bi sëriñ bi nekk foofu ñoom ñoo war a wax ak ñenn ñi parce que du kàddu état bi du kàddu médecin bi xëj na ñooñu mooy tax ñoom ñu mën a dégg kii war a wax ak ñoom waxul ak ñoom donc jafe-jafe yooyu ñu am ci stratégie bi xëj na nag yombul. ndax mbir mi daf ñu bett waaye loolu daal jàpp naa ne moo gën a indi ay erreur ci. li nga xam ne li ñuy wax naan transmission communautaire loolu tamit dañ ko jël def ko. comme si ki nga xam ne cas contact la moom daal y a pas de problème ki nga xam ne cas communautaire c'est lui le problème. donc kenn teyu ko am feebar bi donc dal bi ñu waroon dal foofu doon na wàññi ay boo décompté doon na wàññi ay ni ñuy considérer am na ñoo xam ne sax feebar nañ ba wér waaye fa ñu dëkkoon. ña fa luyoon ne leen doo leen fi ñëwaat donc am na benn ëppal. boo xam ne ëppal nañ ko ci ni ñu ko jàppee ba tax na nit ñi ànduñu ci ak dal boolewuñu ci ñi nga xam ne ñoo am baat ci gox-goxaan yi ñu xoolaat suñu taxawaay ci mbir moomu moo tax nag dafay jafe état bi mën a gérer loolu dafay déborder de tout côté donc war nañ dellu siwaat ci nan la ñuy communiquer. ak société bi ci loolu xam ne c'est un problème sérieux waaye xam ne tamit luy dal nit la war nañu nangu dogal boobu xool nan la ñuy def ak feebar bi ba mu génn ci ñu leen di fàttali la ngi suivre iRadio ak ITV suñu matinal di dalal Moussa Mbaye du secrétaire exécutif bu ENDA Thierno réseau ENDA ak tamit Ahmed Karim Cissé di liggéey Kongat nekk innovateur social ñu dem Kolda jël suñu casque suñu correspondant bi nekk foofu ca Kolda kii di maanaam Seydou Diatta wax ñu ONG yi ci terrain bi foofu Kolda bi mbas mi amee ba léegi nee nañu Kolda nekk na ci région yi gën a néew doole ci Sénégal te maanaam ñàkk bi bari na foofu ban taxawaay la ONG am foofu Seydou Diatta. Alassane maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur Cissé ak monsieur Ndiaye di rafetlu tamit teewaayu auditeurs yi. Kolda nag comme ni ñu ko xamee bokk na ci gox yi nga xamante ne ñoo gën a barale ONG mais comme ni ñu koy faralee di wax rek bari waay ONG yooyu nag yàgg na traîner benn paradoxe
parce que boo xoolee sur le terrain lu ci ëpp population yi dañu ko sentir te boobu balaa mbas mi nag nit ñi daan nañu ŋàññi ne souvent ONG yi bu ñu ñëwee généralement ñoom étude du milieu bi la ñuy def milieu bi nag askan wi jàpp ne caractéristique nu mu tuddati wala bu fekkee dañuy yëngu ci wàllu pauvreté dañuy xool incidence de pauvreté sur les ménages ak yeneen mais am na yenn aspect yoo xamante ne duñ ko jël en compte maanaam réalité socioculturelle gox bi du coup investissement bu ñu koy defee rek souvent nit ñi duñ ko sentir parce que peut-être dañuy élaborer seen plan d'intervention bi wala dañuy cibler seen domaine d'intervention fekk lu si ëpp dañ ci boole en amont askan wi donc du coup dañuy ñëw imposer li nga xamante ne moom voie boobu la ñuy tracé par le bailleur bi mais askan bi nga xamante ne mooy cible bi souvent kooku du ci bokk du coup résultat yi dafay anondé boo jëlee ci contexte mbas mi contrairement ak lu ñuy remarqué woon par rapport période Ebola on avait vraiment senti les ONG sur le terrain dañuy impliqué wu bu baax a baax xëy na bi lu ko firndeel et lu ko waral mooy peut-être restriction déplacement yi ak ni ñuy éviter peut-être regroupement yi xëy na loolu tax sentir mais néanmoins am na quelques ONG yoo xamante ne ñu ngi leen di sentir ci terrain mais surtout ñi nga xamante ne dañuy intervenir dans le cadre de la protection des enfants ñooñu nag ñu ngi def li ñu mën par exemple boo jëlee SOS village d'enfants xam nga contrairement ci yeneen régions yi ñoom fii amuñu village d'enfants spécifiquement mais fii dañuy intervenir en laissant l'enfant ci cellule familiale am donc ñoom famille yooyu la ñuy cibler di leen accompagner ci dispositif sanitaire ak yeneen yi nga jël yeneen ONG yi nga xamante ne par exemple nu ma tuddati l'UNICEF nga xamante ne yàggul sax dafa appuyer centre yi nga xamante ñooy accueillir parce que commencé nañu processus de rapatriement ou bien de retour des enfants talibés ak yeneen yooyu mais fii am na benn centre boo xamante ne mooy centre d'accueil te ONG La Lumière géré ko ñu ngi travailler en étroite collaboration te boo jëlee tamit milieu yi nga xamante dañuy regrouper xale yi ba tey comme le centre conseil ado CCA ñooñu am nañu tamit ndimbal GIZ ñi nga xamante mais à part loolu doo sentir yeneen ONG yi ci yeneen domaine alors que problème yi askan yi dañoo ne nekkul rek réponse bi nekkul rek sanitaire réponse bi dafa sociale réponse bi dafa nekk tamit ci yeneen dimension te nit ñi des fois dañ ko soxla tey mun nga jox nit ki détergent jox ko saabu jox ko kii peut-être am na problème lekk peut-être am na problème yeneen problème yoo xamante ne ça n'a rien à voir ci aspect hygiénique ak yeneen yooyu mais généralement dañuy laaj askan yi loolu la ñëpp di ñaawul fii nit ki dafay ñëw rek lu mu xalaat rek par rapport ci jëfinam loolu lay ñëw imposer te beneen bi encore ñu gis ni lu ci ëpp ONG yi dañuy manquer d'harmonisation dans les interventions xëy na bu ñu bokkee zone mun kii nu mu tuddati mun nañu bañ a bokk cible mais bu ñu bokkee zone xëy na ñu harmoniser seen intervention dans la même zone du coup il y a des doublons da ngay fekk benn village nga fekk 3 ONG di fa intervenir alors que à 5 kilomètres de là ñooñu même benn puits moderne sax mësuñu ko bénéficier de la part des ONG mu nekk benn ay disparités yoo xamante ne dafay créer benn déséquilibre pourtant ñu ne la dans la région il y a beaucoup d'ONG mais da ngay fekk village yu bëri ñoo xamante ne mësuñu bénéficier parce que quelque part ONG yi dañoo jàpp ne amuñu benn cadre d'harmonisation des interventions loolu bokk na ci li nga xamante ne dafa nekk jafe-jafe ci douane bi Alassane bu fekkente ne amoo yeneen question xëy na loolu la ñu mën a jàpp ci tënk rek par rapport te ren taxawaay ONG. jërëjëf Seydou Diatta dégg nga Seydou Diatta li mu wax ci terrain bi maanaam harmonisation action yi ci terrain bi xëy na yenn saa ONG yu bëri mën nañ intervenir ci même secteur dans un même village xëy na. waaw déjà maa ngi koy remercier si témoignage am man dama bëgg rek attirer son attention que cette semaine-là je crois à Sédhiou avec le forum civil le forum social sénégalais avec l'appui de OSIWA et Kongat la riposte Covid Kongat defal nañu appui au niveau du district sanitaire de Sédhiou jox nañ leen équipement yu ñu soxla woon te yooyu yëpp amu fa woon parce que bi ñu defee recensement ñun avant ñu def suñu ay appui dañu xool yan centre de santé ñoo amoon ay insuffisance ñoo amoon yu leen manqué bi ñu waxee ñu ni Sédhiou boobu bokkoon na si ñun ñu jox ko léegi nag problème mu disparité boobu loolu que ce soit gouvernement bi c'est un problème très complexe
li indi ñun ñu def cartographie c'est pour éviter loolu wàññi ka ñoo ngi def lu ñu mën pour wàññi ka mais dafa bari ay intervention xam nga bu ñu nee intervention ONG tey jii ONG yu mag yi nga xamee ne elles sont bien structurées mais balaa ñuy li ñuy def premièrement moom mooy laaj askan gi lan muy seen besoin bu ñu xamee expression de besoin yi ak population yi la ñuy liggéeyandool léegi nag am na yeneen petite association yi ñëw xam nga benn association bu am petit mooy quelques moyens mën na ñëw def benn action bu bien bu spectaculaire doo xam sax fu mu jëlee moyen mais c'est bien pour la communauté ñun duñu mën ñëw rek ni leen jóge leen fii wala li ngeen di def baaxul dañu jàpp ni c'est bien pour la communauté même s'il y a par ailleurs un manque d'organisation. waaw loolu la surtout est-ce que laaju organisation. loolu nag xam nga tey jii Kongat par exemple ay membres la mën gérer. mais tey jii bu tey jii Kongat ñëwoon nii man lii laa bëgg def Sédhiou benn waaye créé association am ay émigrés yu nekk France wala États-Unis yónnee ko xaalis. bu ñëwaat sa même village ba def fa ay activités am kooku loo ko mën a. yooyu moom mooy difficulté yi généralement. loolu moo tax ñuy faral bare lu ñuy wax ni y a beaucoup de disparité mais loolu lu am la mais ñun li tax li ñu si nekk di def daal à l'état actuel des connaissances mooy def ak un système d'information nga xam ne nit ku jóg bëgg a liggéey mën nañ la telle région manqué na par exemple ñun bi ñu defee suñu étude fi mu toll nii may wax ak yow ñun gis nañ ni région bi gën a manqué ONG Kaffrine la woon tey ji ñun loolu xam nañ ko parce que ONG ya bi ñu leen demandé wax leen lan ngeen def si Covid bi mais ñoom ñëpp bi ñu joxee ñun Kaffrine la ñu gis ni moo gënoon néew intervention. lu tax loolu. donc dinañ ko saytu loolu yëpp dafay laaj ñu saytu ko ba xam lan moo tax mu am benn carence wala lan moo tax ONG yi barewuñu intervention au niveau de la région de Kaffrine. parce que dafay feeñ nañ parce que ay graphique la moom ajoowul comme xam-xam bu bare boo janoog nii jàkk da ngay gis résultats yi bu ñu la ko wanoon léegi c'est en ligne information yooyu bu ñu la ko wanoon léegi da ngay gis régions yi nga xamante ni y a beaucoup d'intervenants ak régions yi nga xamante qui n'ont pas eu beaucoup d'intervenants. mais est-ce que correction bi am na ci loolu. par rapport pour l'instant amagul parce que xam nga ONG itam dañu am ay moyens limités am itam ay plans d'action. donc loolu yëpp da nga koy jël en compte. xam nga en matière d'intervention des ONG itam dafa am benn genre diplomatie xam nga tey jii collectivité locale bi ak association yi nekk ci gox bi naka la ñu gën a amee diplomatie di waxante di wax seen ay problèmes di échanger di leen exposer dafay attirer ONG yi yamul ak pour organisation zone bi nga xamante ni peut-être y a pas ce dynamisme nit ñi njaxlafuñu wala maa ngi jégalu ci mbokk yi. du question de ñàkk mais xam nga léeg-léeg loolu mën na am benn période. mu xaw a am benn relâchement nit ñi xaw wàcc seen loxo mu def un effet mais man dama jàpp ni peut-être ONG yi peut-être dafa tàng wala am na yeneen facteur yu tax gaañu parce que am na zone yu gën tàng foofu yu gën tàng Kaffrine te nga ONG yaa nga fa donc tey jii ñun gis nañu constat boobu mais ba tey amaguñu les réponses et puis apporter guñu les correctifs. Moussa Mbaye ci problème yu mu posé ci Kolda. waaw ci manque d'harmonisation ci intervention ci terrain bi yenn xëy na dëkk bi mun na soxli beneen dëkk soxli kii def lee. waaw ñu ngi koy gërëm ci contribution c'est important pour man mu wax des choses concrètes quoi. à Kolda ndax ne sentiroo li peut-être problème information ñun génne nañ fi benn communiqué sur contribution ENDA. bu ma koy xool nii si 81 millions 900 et quelques yi ñuy jox collectivités territoriales yi y a 20 millions sur ay collectivités territoriales Kolda ñu cité leen Sinthiang Koundara Linkering Diaoubé Kabendou Médina Gounass Saare Yuba Baba Gadji Pata Médina ak Dioulakoton ak yeneen. mënuma citer yëpp pour wane ne ONG yi ci seen wàll ñu ngi présent sur le terrain ñu ngi liggéey avec les acteurs peut-être publicité bi. moo tolluwul foofu ak 25 millions yi ñuy jox ay organisation communautaire de base dina jafe trop ñun ñu xëy rek def loolu ndax ENDA par exemple on est là depuis 47 ans organisation boo xam ne li ko tax a juddu mooy ne yoonu koom-koom. mënul am ci lu dul nit ki ci boppam ñi nga xam ne ñoom la conseil ñi nga xam ne ñoom ñoo koy mën a taxawal seen bopp ci seen i valeurs culturelles ci seen i réalités locales ñooñu la ñuy dooleel donc ni ñuy defee mooy collectivités territoriales yi ñu soutenir
ñu ci bëri par exemple nee nañ AMS nee na ku nekk indi temps ñu jox leen ko comité local yi nga xam ne ñoom ñoo ko locaux yi nga xam ne ñoo ko mettre en place ñu am problème mu am ay matériel am problème mu transport am problème donc on répond à des besoins exprimés léegi affaire yi fi mu toll xam nga ENDA ñun dañ doon liggéey ci li ñuy wax des contrats de développement durable au niveau local donc suñuy partenaires population yi ñoom ñoo nekk en des comités ñoom ñoo lay yónnee ci seeni réunion ay WhatsApp donc da ngay jot directement ñoom de leur part l'expression de leurs besoins ñuy senti donc on ne fait que les accompagner mais du ñun ñooy ñëw jox kii wala bañ a jox ko loolu tëb rek def lii donc peut-être information bi moo war a am foofu maintenant sur la coordination bon dafay jafe parce que comme ni mu ko waxee circulation bi dafa am problème pour ngay circuler donc mbir mi dafa bettaate donc li gën a am solo mooy nit ñi di waxtaan di déggoo ku nekk loo mën nga def ko ñuy waxtaan bu fekkee dañuy jël stratégie bi ñu wax ne on s'appuie sur les communautés problème boobu du am ndax ñun du ñu intervenir fenn lu dul dooleel ña fa nekk ñoom ñu xool li ñu leen jox fan lañ koy yóbbu donc bu loolu amee bu ñëpp dooleelee les institutions locales les cultures locales boole ci ñëpp ñi ci war a bokk képp ku indi dara ñoom mën nañ ko mais foofu la question yi di am yenn saa est-ce que boo leen jëlee dara ngeen doole collectivités locales yi nekk ci gox yi est-ce que wóor na leen li ngeen joxe dina egg ñi nga xam ne ñoo ko yellool waaw non parce que li ma lay wax am nga système de contrôle non xam nga par exemple booy indee dërëm jox ko Masamba dërëm bi nga jox Masamba dina ko jot waaw ci lu la xam nga moom la ñi ñuy liggéeyal du tey la ñu commencé ay at a ngi nii ñuy liggéey ak ñoom bi mbas bi di ñëw fekk na ñun ñu ngi ci gox-goxaan yooyu te ñi ñuy liggéey nag dañu leen di responsabiliser maanaam du ñun ñooy ñëw yor mbir mi di def da nga leen di organiser responsabiliser topp ci nag di caytu ndax am na une bonne gouvernance ndax am na une transparence loolu dooleeku la buy am ci institutions yi ndax mënuñu ko am au niveau national te fekk na ci gox-goxaan yi nit ñi xamuñu démocratie xamuñu budget xamuñu contrôle donc loolu ñun ci suñu action la bokk responsabiliser la ba nga xam ne ñi ci gox-goxaan bi ci dëggantaan ñoom ñooy waxtaan seen biir xool fan la ñu gën a soxlaa yow da nga leen di gunge da nga leen di gunge donc suñu type action peut-être wute na ak yeneen ba nga xam ne peut-être problème yooyu fësul ci wàllu boobu parce que nous ne sommes pas des acteurs extérieurs nous sommes de la société nous sommes dans la société et nga baal ma ci tubaab bi ci gox-goxaan yi lañ bokk ci askan wi lañ bokk te ni ñuy liggéeyee mooy dañuy dooleel ñi fa nekk fexe ñoom ñu waxtaan seen biir am ay tëralin yoo xam ne nag dinañ ko ceytu ndax li ñuy def nii moo gën a yembe li ñuy def nii jaar na yoon mucc na ayib donc ci wàllu woowu je crois que information bi la ñu war a gën a fësal. waaw jël benn page publicitaire ñëwaat ci studio bi. Publicité sur iRadio. yéen ndawi Sénégal suñu réew tey la gën a soxla ay ndawam ngir xeex jàngoro ji ñuy wax coronavirus ba tax na ginnaaw bi ñu leen gërëmee bu baax sant leen ci seen taxawaay ngir faagaagal jàngoro ji dañu ñëwaat tey ngir gën leen a ñaax pour ñu gën a dëgëral taxawaay bi ngir jëlee fi jàngoro jii di ñu wax coronavirus njëkkee ko ci digle yi nga xamante ne kër docteur digle na ko waaye lépp ñu def ko ci yar ak teggin ndax nag coronavirus kat bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw nañu respecté waxtu yi nga xamante ne ni moom nañu indi ngir couvre-feu bi respecté solum masque bi waaye itam gàttal suñu tànk ndax bu ñu bëggee dakkal xuus gi nga xamante ni jàngoro bi mu ngi koy xuus bu baax ci askan bi dañoo war a gàttal suñu tànk gàttal suñu dem ak dikk ndax nag jàngoro coronavirus ñun ñoo ko mën a xeexal suñu bopp ndax ñun ñoo ëpp ci askan bi ñun ndaw ñi ñu ngi leen di ñaan ñu respecté li nga xamante ne ni moom la fi autorité yi teg pour faagaagal jàngoro ji ñuy wax coronavirus moo tax ñu ngi leen di ñaan ñu boole xel yi boole xalaat yi ngir faagaagal jàngoroy coronavirus fii ci suñu réew di Sénégal. corona bi na fi yem sama wareef mooy dog buumu corona bi.
jërëjëf ñu ngeen di déglu iRadio ITV ñu ñëwaat ci studio bi di continuer waxtaan bi ñu dindi laaj pour kii di Ahmed Karim Cissé nii ne nañu ci terrain bi souvent xëy na ONG ni ñu liggéey du am harmonisation ak collectivité territoriale yi ci terrain bi. loolu dina ma jaaxal parce que ONG yi nga xamante ni dañu structuré même association yu ndaw yi lu ñu yëgati balaa ñu ci avancer dañu dem seeti maire yi mooy collectivité territoriale donc wax joo jaaxal la ba mais généralement daal si li ñu xam ONG yi dañu am ay cadre d'intervention te fu ñu mënti dem li ñu njëkk def moom mooy dem waxante ak kilifa yi sa gox ba léegi récemment foofu dellu si waat si li ngay wax intervention ONG yi harmonisation bi dafa am lu ñu taxawal fii ci Sénégal. est-ce que amul concurrence diggante ONG yi ak organisation internationale yi ci terrain bi ci intervention. loolu laa lay expliquer loolu yëpp pour éviter que créé nañu lu ñu tuddee CAP-PEFONG. CAP-PEFONG moom mooy cadre de partenariat et de concertation des ONG donc dafa boole CONGAT mooy ONG locale yi nga xam ne ñoo bokk CONGAT ak yenn ONG internationales yi boole ONG européennes yi. boole ONG internationale yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal ñoom ñëpp ñu booloo ànd pour xool nan la ñoo liggéeyee ba du am ay chevauchement sur le terrain. donc ñun bàyyi nañ ci ñu xel mais comme ni que Mbaye waxee tey jii wàllu social dafa nekk wàll bi nga xamante ni ñëpp ci bëgg dugal seen loxo donc ONG yu mag yi yu structuré yi ñoom mën nañu waxtaan ba xam ni ñoo doxale seen liggéey. teg ko ci yoon et puis dafay am ay procédures yu ñuy jàll. fu ñu dem dañuy wax ak kilifa yi parce que li ñuy def dafay impacter da ngay considérer la réglementation ONG noonu lay liggéeyee mais par contre benn association bu ndaw mën na am ay moyens yu ëpp doole moyen ONG ñëw jóg def benn action bu spectaculaire télé yi wane ka rajo yi wane ka après nit ñi daf leen di jaaxal dañuy wax ONG yi fekk na ONG yi am nañu ay cadre yi nga xamante ni. daf leen di permettre ñu harmoniser seen ay intervention sur l'ensemble du territoire. te loolu lu ñu nemmeeku temps yëpp mooy bi mbas mi amee ba léegi gis ci benn télévision étrangère yu benn alliance des ONG. parce que ONG internationales yi ci africain nu leen di gisee mooy bu feebar amee bu dara amee Afrique benn pandémie benn fléau am Afrique dañu rassemblé wu def di wut ay collecte xaalis bu ñu wutee loolu ñëw pour. bëgg a dimbale xëy na africains yi ci yenn jafe-jafe yi waaye nit ñi gisee wuñ ko maanaam dimbal bi nga xamante ne dimbalu ngir yàlla dafa am lu làqu ci ginnaaw. waaw loolu xam nga yàgg nañ ko wax multinationale des ONG business des ONG loolu débat bu yàgg la. yëpp télévision France 24 de publicité alliance des ONG. waaw l'Afrique xam nga loolu day naan lu xew ci ginnaaw loolu la moo tax ñoom OMS ak ñoom kii neen di xalaat. feebar bi bu amee dina rey africains yu bëri ba dañu bëgg mobiliser sur la pauvreté des africains da ciy def seen koppar. at lu mënti am xam nga tey jii dafa mel ne yéen tey jii seen serveurs vocaux yi am ci rajo yi xam nga da ngeen di dajale pour mën ko utiliser waat ci leneen ONG bi itam dafay dajale ay ressources humaines pour dem wuti ay moyens te bu ñëwee 75% dafay dellu ci population yi parce que ay ratio dafa am itam. ONG tey jii mënul ñëw ñu jox ko 100 millions mu jël 50 millions yi ni salaire la mënul lekk loolu il faut que mu lekk ci bopp nit ñi benn ONG bu sérieuse ñemewul ñu jox ko 100 millions bu ñëw taxaw wala bayeeg bu mënti doon mu ni 50 millions yi salaire la koy fay mënul nekk dafa am ay ratio yi nga xamante ne sur le plan budgétaire ONG yëpp dañ koy obligé respecter boo ko respecté wul sax bayeeg bi dafa la dul financé benn bayeeg du la financé na donc loolu c'est une vue d'esprit xam nga nag ci àdduna bi moom y a toujours des idées reçues nit ñi dañuy dégg rek di wax mooy comme li ma lay wax ci wàllu logistique noonu la mel itam ci wàllu ONG ñun dañu gis ONG ñu dawal seen oto rek ñu defee ni waaye dañ leen jox 100 millions ñu jënd benn oto dagg seen salaire demeewul noonu mënul nekk dañ leen di contrôler te booy def ak budget ba fay tàmbalee budget bi déjà dañ lay wax ni la par exemple salaire gi mënul dépasser 15% budget bi loolu rek déjà tënk nañ la te après dañ lay contrôler te bu ñu la contrôler bu fekkee dañ la saytu ñu yëg ni téyewoo xaalis bu baax yow dootuñu la joxati xaalis donc tu es obligé at doo mënti def fexe ba jàll teg xaalis bi ci yoon
yooyu man damay jàpp ni c'est des idées reçues yu yàgg la léeg-léeg itam ñu dégg benn scandale ci ONG mais scandale dafay am dans tous les secteurs mais c'est des cas isolés et buñ ko waxee mu nekk coow mooy wane nit ñi ils sont sérieux parce que bu ñu sérieux wul woon dañ koy nëppal mais bu ñu demee ba wax que ñëpp dégg que ñu ni waaye ci sanctionné nañ ko wala lii am na ci loolu fa la xel war a dalee mais daal li wér te woog moo di que ONG yi dañu am ay ratio te ratio yooyu benn bailleur de fonds mënoo fa dem muus addi waane ba ñu jox la seen xaalis te respecté woo ko te bi ci gën a ndaw moom mooy li jëm ci wàllu logistique ak ci wàllu salaire li ci des yëpp ci population yi lay jëm. waaw am na ñu xalaat loolu Moussa Baye. waaw naan ONG yi ñu fa nekk 4x4 la ñuy dawal seen salaire yi ñëw ëpp sax action réelle la ñu def ci terrain bi. xam population bi am na ñu xam ñu koy xalaatee noonu. naka lay demee. waaw juste balaa may ñëw ci loolu parce que li ñuy wax souvent dama ci am ay firnde. boo jëlee ma des ci Kolda. Kolda waaw. bi mbir mi amee ñetti équipe bu ENDA yuy intervenir foofu dañu discuter ak ñun secrétaire actif ne du ñu dem dans le désordre mais nan la ñuy fexe ñu lëkkaloo soutenir le comité local de crise boobu mooy benn. ñaareel bi ci relation ak collectivités locales yi y a une dizaine de jours ENDA notamment ENDA ko dafa lancé lu ñuy wax offensive 15-15 ànd ak 100 collectivités territoriales nga xam ne dañuy viser 1515 comités de quartier yu ñuy liggéeyal pour indi riposte bi en 3 assauts bu njëkk bi mooy songu maanaam prévention maanaam fexe fagaru ñaareel bi mooy songu tontu Covid gérer ko ñetteel bi mooy songu suqali suñu koom-koom pour wax ne ce qu'on est en train de faire booy liggéey ak 100 collectivités territoriales ñu organiser benn visioconférence boo xam ne ñooñu ñëpp seeni responsable ñu ngi ci avec le ministre ñu ànd ci ak ay partenaires yu bëri donc moo ne ñu ngi liggéey ak ñoom te di liggéey ak ci gox-goxaani li mu wax xëj na loolu ay idée la ou ay préjugés fi ñu toll nii ni ñuy liggéeyee maanaam bu ñu defee offensive boobu dañu ci liggéey ak ay partenaires bailleurs de fonds dañu ci liggéey ak ministère dañu ci liggéey ak représentant collectivité territoriale dañu ci liggéey ak ñooñu dañuy bokk ci comité bi gérer donc du rek yow da ngay ñëw wut ay koppar daal di ñëw di ko distribuer di ko jëfandikoo ni ñuy dépenser dañu koy càmbar Enda Tiers Monde chaque année dafa am benn auditeur indépendant boo xam ne réputé au niveau international buy ñëw xool li ñuy def won ko suñuy partenaire won ko état bi ci boppam dafa mettre en place ay commission yoo xam ne ku ci nekk da ngay wax sa programme d'investissement ñu xool lan nga nar a def ñu jox la agrément boo defee ba pare ñu def évaluation ñëw ceetu ko ànd ak yow sur le terrain xool kayit yi donc xëj na am na loo xam ne jotoon na fi am wala nit ñi génn ci ay idées mais vraiment correspondre ak réalité bi may mujjee wax mooy Enda Tiers Monde mooy benn organisation société civile internationale bu ma xam boo xam ne fii la jógee juddoo ci Afrique law ci yeneen continent yi nekkuñu ci ay cas yoo xam ne day afa am ay nit ñu jéegaani ci biti ñëw di def business ci suñu kaw mais si société bi fii ci quartier populaire yi la soqee ko te ñooñu la ñu àndal di ko def nekkuñu ay wàlliyaan wala ñeneen te li ñuy liggéey comme ni ma ko waxee dañuy jàngale ci quartier bi nan la ñuy caytoo li nga xam ne ñoo ko bokk te ñun ñoo ci war a jiitu. buñ fi nekkee depuis 47 ans mosoo dégg scandale boo xam ne wala lenn loo xam ne ñaaw na loo xam ne teg nañ ko suñu ndodd pour wan la ne loolu du li nga xam ne moo ci essentiel foo gis nag dina am koo xam ne jéng na wala. mais noonu lañ gisee bu mbas amee rek ci àdduna. surtout ci Afrique. gis mobilisation internationale ay ONG. taxaw dafay publicité dafay demande don ak yooyu. naan dañu intervenir Afrique. alors comme ni nga ko waxee ENDA fii la juddoo ci Afrique fii la amee la moo tax ONG africaine yi. dañoo lëkkaloo seen biir téye seen problème bu bopp seen problème parce que ci biir ONG yi ñu xalaat vaccin yi. am na yu bëri ñu ci njeex dañu xalaat. waaw loolu la moo tax du am. ñu ngi ciy liggéey yow sax xam nga ci dara parce que xam nga par exemple initiative bi ñuy wax rapport alternatif sur l'Afrique bu ENDA taxawal ànd ceeg yeneen kii mooy ne ñun dañu jàppoon ne jot na Afrique di xalaatal boppam. moom mënal boppam sañal boppam donc yàgg na di am ñoo xam ne dañuy dund ci jafe-jafe africain yi
bi fi OMS defee yenn déclaration ñu bëri dañu jàpp ne ñii dañu bëgg wane ne fii voilà ndóol bi fii la war a dem pour nit ñi gën leen jox xaalis. ñi nga xam ne ñoo njëkk def déclaration pour wax ne bu amee jafe-jafe yu ñu am ñun ñoo koy naataablee suñu bopp bu amee koppar yu ci war a jëm suñuy réew suñuy gox-goxaan lañ ko war a jëmale ñoo ko war a gérer donc ñun ñu ngi ci xeex boobu terewul nag am na ci wàll bu nekk ci àdduna bi xaalis dafa jiital lépp ci société yi ci ONG yi ci leneen donc di nga am ñoo xam ne dañu ci toujours ci profiter mais bu fekkee ñun africains yi soppi nañ suñu taxawaay am taxawaay bi ñu war loolu dootul nekkati waaye bu dee mu ngi continuer am na benn façon ndimbal boo xam ne daf lay gën a suuxal loolu ENDA daf ko mës a bañ dafa mës a xeex ne war nañ jàppale war nañu am solidarité au niveau international waaye nit ki da nga koy fekk moom moo lay wax lan mooy jàngoro moom moo lay wax lan la bëgg def moom moo lay wax ban yoon lay jaar nga dooleel ko ci waaye bu fekkee toujours yow yaay téye mbir mi di ko ci coppal tey ci jafe-jafeem ci yi mu ay gàllankooram ngay dem waxe feneen ne lii jox leen ma xaalis pour ma def ko loolu yàgg na fi mais ñun yàgg nañ di xeex dans le sens contraire pour africains yi fii au Sénégal ONGIS organisation des ONG internationales basée au Sénégal nga xam ne ENDA Tiers Monde mooy assuré secrétariat général bi moo ko accueillir CONGAD ak plateforme des ONG dañu mettre en place benn cadre pour xool nan la ñuy coordonner li ñuy def nan la ñuy coordonner pour la recherche de moyens mais lu mu ci mën doon rek jamono yi ñu toll nii koom-koom xaalis boo xam ne nit ñi mobiliser nañ ko dañ koy def dans des cadres multi-acteurs am comité de pilotage boo xam ne état bi dafay xool collectivité locale dañuy xool ñi nekk ci gox-goxaan dañuy xool représentant ONG dañuy xool bu amee loo xam ne jëng na ñu jubal ko parce que foofu la ñu mën a jaar ba defaraat suñu société ci gouvernance bi ci ñuy gérer donc loolu lu am solo la ci ñun donc réalité yoo xam ne am na waaye ñun on travaille dans le sens contraire te africains yi wane nañ ci mbir yu bëri que léegi ils sont prêts siggi jot na yeewu jot na pour mën a naatableel seeni mbir seen bopp téyel ko seen bopp donc loo xam naa dina fi jóge. Ahmed Cissé gis nañu par exemple bi feebar bi amee bitim réew yi xamante ne nañ dañu am doole am nañ jafe-jafe mooy Italie France États-Unis yu bëree bëri amay dee ñu foo xamante ne ñàkk na suñu bakkan bëri nañu foofu te ñu gis Afrique xëy na feebar bi amagu fi njeexital boobu dañu xalaat ne la moo tax ONG yi nekk ci réew yi Afrique yi mënuñu lënkaloo seen biir dimbalante seen biir bañ a di xaar bitim réew di mobiliser wu comme Nations Unies ñu bëgg a defee ak alliance ONG pour ñëw Afrique est-ce que Afrique sax warul sax tey dem dimbale pays européens yi ak seen ONG bopp inverse rôle yi. xam nga loolu yëpp dafa ànd at benn logique économique ñun tey jii Sénégal suñu partenaire mooy le secteur privé ñaata ñoo siy génnee xaalis dans le cadre de la politique RSE di ko jox ONG yi. tey jii boo demee Europe ak États-Unis mais seen société privée seen patronat le secteur privé mooy financer ONG yi à coût de centaines de millions ñun fii tey jii bu ONG yëpp lëkkaloo woon ñëw taxaw ni déjà fii Sénégal y avait déjà un problème mooy que gouvernement Sénégal moo taxaw ni nekk secteur privé bi jox mu dimbali nit yi ci Covid bi waa léegi bu associé ONG yëpp dajaloo woon kan la ñuy laajaat problème taxaw na alors que dëkku États-Unis ak ay Europe foofu secteur privé bi dafay yaatu ba pare dañu am xaalis ñoom capacité yi de réponse yi ñu am pour jàppale seen en termes de mécénat de dons appel à projet innovation sociale amul suñu dëkk yi loolu il faut pas qu'on se trompe loolu dafa amagul suñu dëkk yi xoolal fii ñaata société yu mag ñoo mën génne ci benn bëccëg 1 milliard di dañ koy jox ay ONG wala association te du leen wàññi dara. mais est-ce que am na élan ou bien démarche bu ONG am dem ci ñooñu. mais ONG yi ci la ñu dëkk ñun suñu ONG yeneen ONG yëpp dañuy bind souvent ay courrier demander dans les politiques RSE yi mais c'est des sommes vraiment dérisoires
alors que même contexte bi boo demee Europe dem États-Unis da nga fay fekk sociétés yi nekk fii seen succursale la ñu xam nga ay filiales la ñu mais ñoom ñooy joxe des appuis consistants aux ONG dans le cadre des projets yi ngay gis fii yëpp projets yi ngay gis fii yëpp parfois da ngay gis benn ONG def projet bu mag nga laajte ko ñun la benn compagnie bu nga xam ne ñëpp xam nañ ko bu am succursale fii Sénégal mais siège am moo joxe xaalis moo joxe 100 millions loolu moom mooy la difficulté. mais contexte Covid man dama jàpp ni dina kon jafe ONG yi taxaw nekk di demander population yi encore dina kon jafe trop parce que état bi mi ngi taxawoon di demander population bi ndimbal xeebul. même 10 000 francs boo xoolee liste bi ñu doon joxe au niveau du trésor public am na ñuy joxe 10 000 francs ñu répertorier ko ONG yi dañu dem directement yóbbu seen appui aux populations. te teewul am na ay ONG au niveau de Kaolack si membre Kongat yi ak yeneen ONG Kébémer gis naa si suñu base de données ñi nga xamante ni dajale nañu ay moyens dem joxe ko gouverneur yi c'est vous dire que logique bi niñ koy yaakaaree demewul noonu dans les faits. dama bëggoon dellu si waat tuuti si affaire lu mel na stigmatisation bi si réponse communautaire bi. xam nga loolu tey jii boo xoolee réponse communautaire dañ koy wax nii mais même at période mbas. mais nit ñi liggéey ci affaire communication yi yéen ci ngeen nekk ay communicant ngeen mais dañu soxla ku leen jàppale ku leen dimbali tey jii boo jëloon communicateur traditionnel yi nga ni leen am na problème stigmatisation boole leen at ay experts ñaari fan wala benn bëccëg mais mën nañu am communication bu efficace ci communauté bi ba nga xamante ni kenn du joxoñati kenn ku am Covid loolu mën nañ ko loolu te dañ ci gaaw. mais tey ji kenn boolewu leen ni ñu leen si war a boole te communicateur traditionnel lu ñu yëgati dañ leen di woo mais après dañ leen di woo rek après bàyyiwaat leen parce que woo bi doyul il faut que mu am ay ONG yu am ay moyens de communication sociale mën a dajale par exemple communicateur traditionnel yi te boo leen dajalee woo leen da nga leen di jox paas 5000 ba 10 000 ñëw toog nga expliquer leen. parce que ay volontaire lañu. peut-être dañu bàyyi seen liggéey wala peut-être dañuy daaba ay liggéey yu sew la ñu yore mais ñooñu boo leen woowee nga jox leen seen paas expliquer leen ni ñu war a waxee ak population yi ni leen nag léegi dama bëgg sax ngeen di xëy di ko def wutal leen benn peeg jom moo xam fukki junne la wala 40 000 wutal dal loo leen teg seen loxo mais en quelque temps da ngay gis résultat mais tey ji est-ce que def nañu loolu. te loolu mooy réponse sociale loolu mooy réponse communautaire. mënoo ñëw rek yam si ni def nga ko séminaire waxante nga communicateur traditionnel yi croiser les bras. mais est-ce que démarche bi état bi mu war a ñëw si yéen ou bien yéen a war dem ci état bi wax leen loolu. ñun li ñu mën moo di que tey jii xam nga léegi Mbaye mi ngi koy expliquer ONG yi dañu nekk sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. mën a war a boole. kon ci waxtaan bi voilà. mais en même temps ñun activités yi ñu def c'est des activités de développement communautaire il y a un ministère du développement communautaire donc c'est un partenaire naturel pour nous alors que sur le plan ancrage institutionnel si ki ñu ndayale moom mooy ministère de l'Intérieur. est-ce que am ngeen démarche ministre de développement communautaire ñëw ci ONG yi ne leen en tout cas xeex bi du sax du distribuer ceeb rek waaye am na aussi waxtaan yoo xam tam population bi pour ñu mën a am résilience ci feebar bi xam feebar bi éviter stigmatisation bi. commencé nañ ko def mais bi ñu koy def fekk na mu yéex fekk na 2 mois dem na kenn waxtaanul parce que 1 mois yu njëkk yi boo xoolee kenn waxtaanul même boo xoolee tey ji état d'urgence bi yéen ci seen plateau bi ci coow li ci lañ commencé di ci wax mais ñun tey ji ci niveau ONG yi Kongat ñoo ngi réfléchir. xool ni ci niveau international dafa am lu ñoo wax règlement sanitaire international loolu moom moo tax ñu déclarer état de pandémie ni am na mbas bu wër adduna bi loolu amee ci la dëkk yépp parce que ñoo yam notification bi leen OMS envoyé parce que règle loi la internationale donc dëkk yëpp ñoo yamoon même élément de langage ñoo yamoon vocabulaire bi ñoo indi looloo indi woon nit ñi nekk di wax waaw président dafay toppandoo Macron parce que ñoom ñoo yem li ñu leen jox comme information bu nit ñi yemee information yi donc bu ñuy wax ils vont dire la même chose loolu moo doon situation initiale bi ñu tàmbalee ñu yëg ni dimension policière bi ak administrative bi la ñu jiital ak médical bi si la ñu commencé réfléchir ni est-ce que jotul tey jii ONG yi waxtaan ak ay kàngam ay borom ay experts ci seen domaine
ñu xool ndax waruñu am Sénégal benn ordonnance wala benn loi sur l'état d'urgence sanitaire nga xamante ni bu lu mel nii mu amaatee parce que lii lu àdduna bi yëpp nii la mës a tëddee depuis antiquité même bu dee par 50 ans wala par 1 siècle et demi mais épidémie dafay faral di am mais ñu mën am ay précautions ba nga xamante ni dootuñu nekkati rek ci régime état d'urgence normal parce que régime bi ñu nekk régime état d'urgence normal la bu mën a am après coup d'état wala après insurrection wala après élection mais urgence sanitaire ay affaire wu nit la ay nit fefegu jàngoro la dafa laaj nit ñi ñu waxtaan ak ñoom dafa laaj ñi tiit ñu dalal leen tey ji ONG yi li ñu am ci capacité ci counseling moom mooy assistance psychosociale kenn jëriñoowu ko boo toogee xool nga dégg ci rajo bi ñu ni am na ay nit yu ñu confiné ñu am difficulté pour jox leen ñu lekk wala ñu am difficulté pour yeb leen ci oto yóbbu leen alors que ay ONG ñoo ngi gaare ay oto kenn jëriñoowu ko te dañu bëgg dimbali population bi loolu ça pose problème loolu yëpp boo ko boolee loolu moom mooy réponse communautaire ñun dañu jàpp ni tey jii dafa jot état bi commencé réfléchir ONG yi andi ci réflexion bi ñu woo juristes yi woo experts yi en santé publique ñu xool nan la ñuy amee une loi spécifique pour l'état d'urgence sanitaire nga xamante dañ koy graduer sur le plan géographique et en termes d'intensité c'est-à-dire que mën nañu wax ni tey jii état d'urgence bi kat région sangam ak région sangam lañ koy yemale état d'urgence bi itam dafay am niveau 1 2 ba 3 nga xamee lu mu laaj rek ñooñu dinañu mën waxtaan ak ñoom bu laajee ñu yóbbu fa ay moyens yu doy ñëpp dem ñu ni ñi daal nañ leen jàppale seen problème sotti parce que bu loolu amul tey jii bu situation bi amaatoon fileeg une année état d'urgence rek la ñuy mën a taxawal te état d'urgence bi ñëpp gis nañ ni am na ay limites. parce que dañ siy dem léeg-léeg avec beaucoup de zèle. état d'urgence boobu sanitaire boobu yu bëri xalaat nañ bu ñu ko defoon xëy na cas yi du gën a yokk parce que gis nañu Sénégal ba léegi cas yi ngi yokk tey fu ñu toll nii tembe am nañu plus de 41 morts li ko indi ay 1500 ak 3000 xamante ne am nañu feebar bi lan la ñuy war a mën a jàpp pour justement gën a sensibiliser wàññi contamination bi te ñu mun a génn ci mbas mi. Alassane jàpp naa ne mbir mi moom amul recette waaye li leer mooy ne. stratégie. bu fekkee dañu jàpp ne ci niveau communautaire la mbir mi di jouer la réponse communautaire elle est là dañ koy dooleel. waaw loolu moom pour man lu leer la booy xool stratégie bi état bi jël c'est vrai que yombul parce que da ngay balancer ci wàllum santé ak wàllum koom-koom sa wér-gu-yaram ak tamit nga dee ak xiif jàpp naa ne bi ñuy njëkkee tàmbali boo xoolee tëj fermeture frontières yi réglé na benn problème ci wàllu boobu jàppoon naa ne mënoon nañ ko gën a teel a def que moment biñ ko defee mais lii mbir mi di law nii ñu ne ni ñuy dundee ci suñu gox-goxaan yi mooy ne loolu état bi fi ñu toll nii suñu état fa mu jóge ak li mu am ci doole mënul régler loolu mënoo jël ci ginnaaw ku nekk nga teg fi benn policier gendarme te ñooñu amuñu moyens yi day fay ñu leen te même bu doon loolu sax boo ko defoon loolu du sotti donc yoon bi pour ñun foofu leer na mooy li ENDA di mës di wax mooy nit ki da nga koy responsabiliser te bëri na ci suñuy gox-goxaat yi ñoo xam ne am nañu capacité yooyu donc il faut que ñu organiser loolu pour mën ci génn booy seet dañ ne woon dañuy guerre man mosuma gis guerre boo xam ne yow nan nga koy xeexee boo joxoñee corona benn baaraam ñetti baaraam yi yaa ngi koy joxoñ sa bopp maanaam mooy lan dañuy guerre waaye niñ koy xeexee mooy ñu set ci ñun suñu wàll loolu bu fekkoon ne mbas bi muy ñëw fekk nañu ma jël ko ci li nga xam diine bi ma xam man fekk na ma Moussa Mbaye man ma nekk ni tegtal yi alxuraan joxe li yonent bi joxe ci loolu waruma am problème ci loolu nee nañu waruñu génn fi nga xam ne foofu la épidémie bi amee bu ñu fekkoon ñun loolu xam nañ bu baax ñu ngi dund li lislaam wax ci loolu duñu ci am problème li ma bëgg wax mooy mbir mi daf ñuy delloo ci ñun da ngay yaraat sa bopp pour defaraat sa taxawaay bu ñu nee da nga waruloo di laal sa kanam ñi nga xam ne dañu am tic comme man dañuy def effort
bu rëy donc daf ñu delloowaat ci ñun suñu taxawaay nan la ñu ko war a mën a ñoŋale donc il faut que ñu delluwaat ci li nga xam ne mooy suñuy outils suñuy ressort ba les valeurs ba yar bi ba cat bi ñu wekk ko ci ñun suñu fonctionnement mais mënul nekk rek loo xam ne lii bu passé tiitaange bi nit ñi def yenn mbir yi après dañuy delluwaat jikko yi dañuy ñëwaat suñu jikko yi ñu amoon ci wàllu politique bi yoo xam ne daf ñuy def ci parparloo bu dul jeex suñu jikko bi ñu am ci suñu digganteeg diine ba nga xam ne dañuy exagérer dans la religion tamit ci ay parparloo suñu relation ak li nga xam ne mooy li ñëpp bokk donc dañu war a defaraat suñu bopp pour mën a génn ci loolu te loolu nag la réponse se trouve dans la société mais dirigeants yi dañu war a doon des dirigeants aussi exemplaires ñu war a xool nan la ñu war a mën a ñoŋalee xam-xam li xew ci mbas bi gis nga ci ne y a un lien direct entre les chercheurs ñu ngi wax Didier Raoult ñu ngi wax professeur Seydi fii nit ñi di ko vivre au quotidien ni société di demee ak xam-xam fi mu war a toll ñun loolu ndóol nañ ci wàllu xarala yi ak yeneen donc daf ñu delloo ñun suñu bopp nan la ñu war a defarwaatee pour bu lu mel ni ñëwaatee ñu mucc ci mais tamit nan la ñuy fexe ba génn ci donc ci tënk daal mooy problème bi c'est dans la communauté y a des ressorts dans la communauté y a des acteurs ci communauté bi yoo xam ne war nañ ci mën a dox nañ leen jiital nañ leen responsabilité état bi jël beneen rôle nekkatuñu ci administration boo xam ne day dogal ne man maay chef man maay comme ni ñu ko jële woon ci colonisation bi état bi dafay synthétiser li problématique bi li mu joxe réponse bi war a am fii Dakar bokkul ak situation ba nekk Kolda bokkul ak ba nekk Kaffrine donc dañu war a différencier dañu war a responsable lépp ci kaw harmonie mais ñu différencier ku nekk ñu jox la les moyens de faire face dans la discussion dans ce que j'appelais la refondation du vivre commun et de l'État sénégalais. li Moussa wax mooy changement de comportement moom importance la mais am nañu dute ci loolu ci réew mi dañuy yaakaar ne réew mi fii fu ñu nekk ni dañuy wax ni rek bu ñu génnee ci affaire bi la wàllu gën a ayaat maanaam lu ñu doon dundee di ko defee nañuy delluwaat ci loolu parce que gis nañu fi joolaa bi xew fii quelques jours ñu arrêté transport bi mais bu ñu delluwaatee ci la wàllu gën a ay est-ce que yaakaar nga ne mbas mi prise de conscience am na bu baax a baax ci population ba ci dirigeants yi pour bu ñu génnee ci li changement yi am. xam nga ONG yëpp boo xoolee dañuy liggéey ci mbiru soppi jikko yi ci seen activité principale la bokk mais soppi jikko kenn du ko def ci ñaari fan kenn du ko def ci ñetti fan kenn du ko def itam ci événement mënul nekk lu événementiel. yéen ñi def communication mënul nekk lu événementiel. Sociologue yi nekk Canada dañ ni boo bëggee soppi jikko da nga siy topp di wax ba mu mat fukki juróom-ñaari at si ngay soogay gis jikko yi commencé soppeeku bi si jamono Abdou Diouf ba ñu nee sursaut national dañ nit ñi dañu jóg toogaat loolu moom mooy actuellement li commencé di bare Sénégal si joolaa bi at si yeneen problème même affaire journée xaw ma cleaning day journée de nettoiement bi yooyu yëpp boo xoolee jóg toogaat la wala sur place nit ñi dinañu yëngatu nii ñaari fan ñetti fan après delluwaat mais boo bëggee changer population yi il faut que nga nangu investir ci communication sociale te communication sociale boobu xaalis la laaj du ay affaire bu 100 000 francs yéen ci communication ngeen di liggéey xam ngeen ni communication sociale dañ koy fay te mënoo ko def 6 mois bàyyi boo ko defee 6 mois bàyyi nit ñi delluwaat seen jikko ya alors que boo ko toppee sur 7 ans daa def résultat donc boo xoolee ci internet bi rek ci Google mais daa gis mais Banque mondiale financé woon na fi y a de cela quelques années programme de lavage des mains. C'était un financement de 2 milliards mais nit ñi dawuñu ko woon sax gis. y a une journée mondiale de lavage des mains. le 15 octobre. jullit yi ñoo ngi waxal seen loxo juróomi yoon ci bëccëg bi am na ay études mais loolu yëpp dafay des gis nga dafa mel ne comme le fait que nit ñi taxaw di def la que bu ñu waree dugg ci bus yi man dama demoon gis nga li ngay wax ni innovation sociale dama demoon ci benn dëkk ñu ngi ciy waxtaan ñu yéen ngeen defee ni suñu dëkk yi dañu yeewu suba rek nit ñi taxaw di rang normalement mun ma ñun ci jamono yu njëkk yi mel woon nii il a fallu que
benn jamono ñu wut ay volontaires fay leen ñuy taxaw di organiser loolu nga koy def benn at ñaari at ñeenti at juróomi at ba yeewu suba nit ñi nangu ko mu nekk seen deret tant que loolu amul nag Sénégal bu fekkente ne dañuy jóg rek wut benn 50 millions def li ñuy wax communication événementielle taf ay banderole nit ñi def ay quelques spot rajo ñeenti fan waaw taf yëngal loolu dañuy sonal suñu bopp mais jukko yi duñu soppeeku parce que li indi si alxuraan nag hadis ñuy répéter chaque fois di fàttali ndax fàttali dafa baax si doomu aadama nit bu fàttee bu toogee benn jamono fàttali kooku dafay fàtte donc fàttali boobu moom mooy communication pour changer jikko yi mooy la communication de proximité durable ñun loolu lañ ko tuddee woon benn jamono pour le changement des comportements mooy communication la bi nga xamante sur ko gox-goxaan yi nga koy defee at communicateur traditionnel ba at imam ya at kilifa diine yëpp boole seen diine yi nga waxanteeg nit ñi loolu mais boo ko mënoo ko def si benn weer mënoo ko def si ñetti weer da nga koy def si 7 ans tant que nag suñu dëkk bi nangooguñu dem si communication yooyu sur 7 ans dañuy sonal suñu bopp dinañu yëngutu def ay quelques publicités après au bout de 6 mois ñu delluwaat xam nga wax dëgg yàlla tey ji Covid ñoo ngi nii di dund Covid bi 31 morts la bare na metti na ñoo ngi 41 bare na metti na benn sax ëpp na mais bare na metti na ñoo ngi masawu di jaal ñi nga xamante ne am nañu seen ay mbokk yu si wàññeeku yan leen yàlla xare àjjana mais boo xoolee Joola benn bëccëg presque ñaata 2500 morts te 2 mois après ni nga doon gisee bus yi nit ñi nekk at di def seen ancien comportement yi yëpp changé rien n'a changé ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët donc tey jii il faut que lu mel ne que ministère développement communautaire ak ONG yi comme waa Cap Fong mooy plateforme boobu bu ñu bëggee changer jikko yi si anam bu sell bi nga xamante ni dafay impacter si yeneen génération yi communication bu yàgg la lenn nag mën nañ ko def peut-être ay partenariat avec les médias pour ñu defal leen peut-être ay tarifs spéciaux ñu participer ñoom itam au développement du pays mais bu fekkente ni defuñu loolu vraiment dinañu sonn te résultat gis nga dama bëggoon ñëw itam si beneen message bi nga xam ne ONG yi itteel na leen trop mooy li ñuy wax si stigmatisation bi ak le fait que yéen nit ñi jàpp ni ko am corona gàcce la xam nga loolu itam problème la xam nga dëkk bi itam dañuy fàttali le taux d'analphabétisme le taux d'analphabétisme est très élevé te fii nit ku dëkk bi dëkku par loola nit ku nekk dafa am nit ku ko doy donc bu problème yu mel nii amee yow tey jii dañu waroon sax am plus ou moins donc ONG yi wax nañ si réfléchir parce que léegi mën na nekk yomb na nga xam dëkk bu nekk ñan ñooy nit ñi nga xamante ne ñoom la ñu war a waxanteel pour que au moins 60% à 75% adhéré bu gaaw tey jii loolu waroon nañu mën def cartographie boobu nga xamante ne même état bi bu amee problème dafay mën a xam si saa si en 5 minutes ni voilà dem leen telle région waxante leen at 30 personnes yi woo leen léegi wax ak ñoom bañ a xeeb kenn. parce que léeg-léeg bu ñuy def yu mel noonu dafa am ñu privilégié mën nga ñëw privilégié ni telle personne ngay jël fekk na kooku par exemple il est en perte de vitesse te comme fii barewul ay études yu ñu mën a identifier di xam suñu société ñan ñoo taxaw ñan la nit ñi di déglu jamono jii yooyu barewu fi donc dafay créer ay carences ay dysfonctionnement bu situation yu mel nii taxawee dafay jiital nga xamante ne du kooku la ñu war a jiital duñ koy par exemple tey jii communication bi am si bi ñu tëj jàkka yi ak lieu de culte yi mais loolu problème déficit de communication daf si am déficit de concertation dafa am parce que baatu tëj jàkka xam nga dafa xaw diis ak tëj ay église mënoon dëkk yëpp boo xoolee yi nga xamante ni dans les certaines grandes démocraties demuñu si baatu tëj restriction la ñu wax dañuy public bi mbooloo mi bu ñu ñëwati si jàkka yi ni nag léegi imam beeg juróom benn nit mën nañu tëju di continuer di julli at di ñaanal ñëpp mais loolu tey ji bu ñu ko waxoon coow li ñu am fii duñu fi waxuñu ko fi woon am parce que nit ku nekk bëgg nga sàmm sa njaboot yéene nga sa njaboot jàmm tey ji imam bi soxlaam yëpp moom mooy mbooloom gën yaatu gën nekk si jàmm at wérgu yàlla amul intérêt nekk leen woo ñu ñëw te xamul lan la tey ji bu fekkonte ni li tiital chef d'état yëpp ba ñu jël décret def état d'urgence jox nañu information yooyu exactement yenn leader d'opinion yi coow li du am mais gars ñi si rajo yi lañu doon dégg information yi si journaliste yi si WhatsApp bi nit ñi di nettali ay histoire
dama lay jox benn exemple bi nga xamante ni mooy li ñuy wax cas asymptomatique mooy nit ñi nga xamante ni dañuy am virus bi ba pare du ñu am jàngoro. du feeñ seen yaram ñooñu dañuy wàlle. wax waa tey jii nit ku mel noonu bu fekkente ni dëkk bi déjà nit ñi dégguñu français même boo nee cas asymptomatique nit ñi xamuñu lu lay doon da nga leen ko mën a di expliquer ci wolof ba ñu xam loo ba ñu comprendre que mooy nit ki nga xamante ni doomu jàngoro bi mi ngi sa yaram mais yow defu la dara feebaroo mais yaa ngi wàlle tey jii boo jëlee nit ku mel noonu nga testé ko mu positif nga denc ko fenn confiné ko peut-être doo ko sax jox médicament wala ñeenti médicament ngay jox parce que amul benn problème particulier mais dafay woote saa si rajo yi ni man nee nañ ma dama corona te man gisuma dara kenn fajuma fekk comprendrewul xam nga loolu médecin bi du liggéeyam mu toog nekk di ko expliquer tey jii at li am si téléphone ñun war nañu réfléchir sax quelque part dans le Moyen-Âge at au 18e siècle nan la ñuy doon gérer épidémie parce que ñun am nañu possibilité jox nit téléphone 30 minutes 1 heure de temps nga convaincre que ba mu xam fu mu teg tànkam mu noppi toog jaamu yàlla ñaan yàlla dimbali ko si mbas mi wante bu fekkente ni nit ki dañ koy confiner ni que yow kat da nga am Covid moom mu toog ni moom boppam mettiwul donc gaañ dañ koy sonal est-ce que affaire bi dëgg la comprendre wul loolu xam nga c'est un sérieux problème. te ba tey jii loolu la ñuy dund. te tey jii loolu la ñuy wax assistance psychosociale kenn xamul ñaata la ONG yi formé si nit ñuy def loolu te ñooñu ay bénévole lañu am si nga xam ne ay bénévole lañu dañu def formation bi ku leen woowoon benn journée nga defal leen mise à niveau mën nañ la si jàppale mais est-ce que woo nañ leen est-ce que jëriñoo nañ leen ba bisu tey jii man damay toog léeg-léeg dégg nit ay mag ñu nekk la wax waaw am na ñi nga xamante ni dañu Covid mais amuñu benn yëguñu dara seen bopp mettiwul amuñu benn problème te ñu ngi leen téye dañ leen di téye ba mu am 5 jours ñu libéré leen mais xamuñu ni dafa am nit ñi nga xamante ni noonu lay manifester aussi ñoom. xam nga problème yooyu yëpp bu tegloowee te ñi war a waxanteeg nit ñooñu waxantewuñu at ñoom at li may wax ba tey dama siy répéter chaque fois mooy rupture de confiance bi am loolu dafay indi ay problèmes yu sérieux si suñu communauté. est-ce que question de fond bi. buñ ko xoolee te ba càmbaraat ko. wax na sànq mbirum analphabétisme. est-ce que le problème éducation au fond ci réew mi c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui li ñu war a tàggat nit ñi yar leen est-ce que ñu leen di yaree noonu pour ñu mën a comprendre naka la war a demee ci biir kër yi ci biir école yi ci biir daara yi. waaw bu ñu nee mbir mi problème mu comportement la problème mu jikko loolu lay indi mais du ñu ko rek ne dañuy dugg ci l'école bi wala ci kër gi mais nit société bi di doxee tamit ci yar bi la bokk ndax li ngay digle ba pare yow di def leneen. nit ñi duñu mën a am comportement citoyen bi war mais li ci njëkk dama jàpp ne da ngay dégg ci waxtaan yi bi fi corona bi ñu naan il faut waruñu ci génn dañu war a changer paradigme doxali néeg yëpp mais boo koy xool bu fekkee buñ ci génnee yow Alassane man Moussa Ahmed Karim dañuy delluwaat nañu meloon ne na système bi changer dara du changer. moo tax ma ne ñun suñu bopp la ñuy njëkk joxoñ ndax man je suis prêt à changer ci li ma ci jàngat ndax man en tant que père de famille jox naa gëdd essentiel yi ñu corona bi woon mooy ne wér gu yaram lekk bu sell am xam-xam yaru xam fi ngay teg xam sa diine ni ko état bi war a defee ñun ku ci nekk noonu nga war a jël conscience doon na ma neex. est-ce que xalaat nga prise de conscience am na. waaw non ci loolu laa ñëw ma ne boo seet da ngay njëkk a jëfandikoo li nga am lu tax ñu toog état bi naan nit ñi confiner leen tëj leen jàkk ji te ñun ñuy jullit xam naa ne bu ñu xoolee ci sama mbokku chrétiens yi dinañ ci gis ay réponse ñi nga xam ne xëj na si animiste la tamit am nañ seen i nu ñu gisee mbir mi mais dama koy jàppe rek ci li ma gën a xam dañu waroon am ay leaders yoo xam ne ñoom ñooñu ne lii mooy comportement jullit yonent bi nee na bu mbas amee bu kenn dugg bu kenn génn war nañ leen woo wax na dëgg waaye ñoom it waruñu toog xaar waruñu nekk état bi di ne nañu def lii parce que ñun am nañu li ma bëgg wax mooy am nañu les réponses en nous xëj na dañ ko sàggane
xëj na bi mbas bi ñëw bett ñu ci wàllum cet ci wàllum da nga war a dagg say wee da nga war a raxas say da nga li ñu mbas bi force yëpp je dis que boo xool bu baax ñun amoon nañ les réponses mais bi mu ñëwee fekk ñu ci suñuy valeur ci suñuy pratique ñu intégrer loolu donc la réponse pour moi de la société elle est importante par ses leaders aussi jël recourir li nga xam ne mooy dooleem nga war a nag tàmbali ci biir famille bi ndax ci biir famille bi ñun dañu sàgganoon di bàyyi télé bi di suñuy doom ñu leen di woon yenn mbir yoo xam ne daf leen di wëlbati daf leen di soreek suñuy valeur donc loolu la ñu war a delloosiwaat xam ne su fekkee ne la famille elle-même elle est déstructurée ba nga xam ne dafa famille dafa nasax ki nga xam ne mooy génn ci mbedd mi lu mu def du la jaaxal. donc war parce que ñëpp dañoo constaté woon ci mbas bi bu ñëwee ñu wax ne toog leen seen kër. toog ci biir kër ndax dina tax parents yi mën a toog ak xale yi. jàngal leen waaye constat bi dañuy def parce que boo xoolee ci résultat bu ñu am ci téléphonie mobile bi. augmentation de connexion bi dafay wone xëy na nit ñi toog na seen kër waaye ku nekk nga toog ci portable am di cuk waxtaan amatul ci kër yi. waaw mooy li ma wax rek ñu constitué waat famille bi comme benn espace bi ñuy njëkk a tabaxee nit. ndax ni mu ko waxee mbir mi li ci am solo mooy nekk nit maanaam nit weesu na lekk naan sëy te dañu dukkoon ci système boo xam ne nag foofu lañ ñu boole ñu nekk di consommer ñun di toppatoo duñu toppatoo li nga xam ne moo am solo nit ñi ragal nañ dee boo xam ne xëj na tax na mbas bi ñëw ñu def lañ mais loolu daf leen di wax ne mais yow dund boobu nga bëgg noonu mais lan lay jëriñ lan nga ciy def lan nga ciy sotti foofu laa wax ne ñun dañu war a delluwaat ci aspect spirituel bi suñu diine suñuy njiit xamal nit ñi ne dee moom du jaas et que fa la ñuy mujje lii metti na waaye nañu am dalu ñu xool lan la ñu war a defaraat ci ñun mën ko caytu xool ko seppi ko ci suñuy doom ba nga xam ne cadre familial bi mooy société bi njëkk maa ngi la doon wax léegi sama responsabilité de père de famille lan laa ci war a jàngat pour soppi waaye bokk na ci tamit di waxtaan ak samay doom ci lan moo am yoon ba nit ki am lu ñuy wax lii jomb naa ko def bu ko nit ki amee ci biir kër gi bu génnee ci société bi dina am loo xam ne du ne man xaalis rek laay wut lu mu ma jaral wala leneen yeneen ñaawteef yi ñuy gis am na foo xam ne moom dina fa yem te loolu jàpp naa ne suñuy aada suñu diine ñun am nañ ci loo xam ne moo ñàkk feneen waaye joxuñu ko fayda organiser wuñu système bi noonu donc du feeñ ci école bi du feeñ ci yeneen fi nga xam ne foofu la ñuy tàggat mais loolu doyul communication bi am na solo waaye dafay fekk tamit ñi nga xam ne ñooy njiit ñuy wane exemple bi ci ni ñuy téye li nga xam ne ñoo ko bokk di ci diisoo ak nit ñi li nga xam ne nag jot nañ ko waxtaanee ba tëral ko ñu taxaw nag foofu xëj na doole foofu mën na fa ñëw ne lii ku ko jalgati ñun ñëpp ñoo tëraleen ñoo bokk tëraleen bi ku ko jalgati lii ak lii dina te du am xaaj ak seen ndax doo ñëw dal ci doomu baadoole bi ba pare nag doomu sëriñ bi wala doomu chef d'entreprise wala doomu politicien bu ko defee dara du ko ci fekk donc doyul rek ngay communiquer mais yow da ngay am cohérence maanaam da ngay yàgg tegu ci yoon bi yemale ñëpp di ko doxal donc ni ñuy téye société bi gouvernance bi loolu am na ci solo société bi war nañ joxe seen wàll gouvernants yi tamit tënku ci yoon boobu ñaari yooyu bu ñu dajee mooy indi li ñuy wax développement du ay infrastructure développement état d'esprit la ak organisation benn société boo xam ne am nañ lu ñu bëgg nañ yegg fu gën a kawee ci nekk nit maanaam civilisé ba pare nag ñuy def li war loolu bu ñu koy def ci suñu goxaani bu ñu koy def suñu réew bu ñu koy def ci Afrique yu ñaaw yi ñu daan gis yëpp bay tax nit ñi ñëw di ñu teg fenn bi ak di ñëw di jël li nga xam ne ñoo ko moom loolu jàpp naa ne dina mën a soppi Covid bi nag wan nañu li am solo wan nañuy gàllankoor ci ñun suñuy taxawaay wan nañu fi nga xam ne moom la ñu war a mën a dëgëralaat suñu koom-koom ak suñu nekkin des na ci ñun nag ñu jël wàllu boobu te jàpp naa ne nit ñi bu ñu jàppee ne ñoom ku ci nekk da ngay jéem a soppi jéem a changer ñun ñëpp ñu ànd am exigence citoyenne ci ñi ñuy jiite ñun ñoo leen fi teg luñ fi def lu ñaaw bu matee 10 ans 20 ans 30 ans ci ñun la donc tamit nan la ñuy amee exigence citoyenne boobu ba pare nag yàlla baaxee ñu ay njiit yoo xam ne tamit ci wàllu diine ci wàllu société civile ci wàllu politique ak ci wàllu koom-koom am nañ taxawaay bi war ba
dinañ def li leen war te ku ci nekk ne lii jomb naa ko def valeur yooyu amoon na fi il faut que ñu suqaliwaat ko ci suñu réew. inquiétude bi mooy est-ce que état d'esprit boobu ñu wax dina am ci réew mi est-ce que ñi jiite dinañu am maanaam recul boobu jëlaat beneen élan ci société bi. mën nañ ko yaakaar ñaan yàlla xiir leen si ñu jël élan ba pare topp ko fi mu nekk de dañ leen li si des daal si Sénégal mooy ñaan yàlla parce que depuis indépendance bi chaque décennie c'est des promesses non tenues donc li ñu ñaan yàlla tey jii moo di que peut-être que cette fois-ci ce sera le bon départ dama bëgg a revenir si prise de conscience bi. xam nga tey jii ñoo ngi ni port de masque obligatoire du dëgg. wante tey jii fan la nit ñi takk seen masque si seen sikkim seen baaru seen sikkim dox du ko doxantu. waaw. bu policier taxawee nga tapp ka teppiwaat ka loolu ban prise de conscience la. beneen problème bi tey jii mbas mi dafa ñëw nekk une donnée nouvelle pour tout le monde chinois yeeg américains yeeg sénégalais yi suñu scientifique yi ñoo yem xam-xam si mbir mi tey jii ñoo takkloo masque yi on est obligé de le faire mais ñun commencé nañu di woo ay yeneen scientifique ñu waroon nañu def évaluation parce que ñun ñëpp a yem. mais suñu dëkk yi dafa tàng da ngay gis nit ki dafay takk masque am ngeen commencé wax mu teppi masque bi parce que yàlla buée dafay am vapeur buy génn sa gémmiñ dafay tooy au bout de quelques minutes masque bi dañ ko war a changer tous les 4 heures de temps nit ñi amuñu moyen yooyu même masque lavable bi c'est pas évident man mii jot naa essayé téye masque après benn médecin moo ma ni woon mën nga ko bañ a utiliser parce que c'était convenu gu ma woon mais ñun waroon nañu mën tey jii laajte ci scientifique yi ndax mënuñu def ak benn visière transparente bi nga xamante dañ koy wàccee ba ci sa sikkim nga xamante ni booy wax du sa postillon yi du dal ci nit ñi tey jii question boobu waroon nañ ko poser parce que Afrique suñu réalité ak réalité yeneen dëkk yi climatique yi bokkul réalité climatique yi bokkul tey jii nit ñi foo mënti dem nit ki boo tàmbalee waxante ak moom 2 minutes dafay tekki masque bi alors que boo waxul mënoon nga tekki sa masque boo tàmbalee wax nga ko war a takk bu fekkee xam-xam bi loolu la ñu jàngale man laaj nañu ay scientifique ñun ñu boo takkee visière ngeen respecter distanciation sociale physique bi mooy 1 mètre en principe yow say postillon moo di que taflit yi ngay génnee booy wax du dal ci beneen nit ki loolu déjà te boo takkee visière au moins daa am un peu aération te mën nga ko takk soo ba jant soo te du la gêner ñun loolu tey jii waroon nañu mën commencer réflexion bi waruñu toog ba fi léegi 3 mois ñu nekk wax nit ñi takkuñu woon seen masque ñëpp a ngi janook loolu foo mënti dem ci société yi kilifa yi même bu ñuy wax ci télévision yi dañuy sonn ku wax 2 minutes 5 minutes 10 minutes da ngay tekki masque bi te bu fekkoonte ne visière la nga taxaw à 5 mètres des gens war nga mën takk sa visière wax ak nit ñi tu sais que parce que même man ni may waxee man samay position mën na wadd ci table bi alors que boo takkoon visière loolu du am donc yooyu yëpp c'est des débats yi nga xamante ne comme ñëpp on est au même niveau d'information dañu waroon di anticiper di poser question aux scientifiques wax leen ni leen lii mooy la réalité nit ñi bëgg nañu takk masque yi mais dëkk bi dafa tàng bëgg nañu takk masque bi ñoo ngi ko téye takk nañ ko ñoom ñëpp boo xoolee dëkk bi yëpp ñëpp a ngi seen masque yaa ngi seen sikkim boo rombee policier tapp ko sa kër loolu ban façon ndimbal la kooku dimbali woo sa bopp et puis xamoo sax yow consigne yi ñu la jox parce que consigne yi ñu joxe mooy booy wax si la position yi di dal alors que fii bu nit ñi tàmbalee wax la ñuy dindi seen lañ koy dindi donc ñun boobu ba tey ñoo ngi réfléchir là aussi am na ay experts yu ñu demandé ñu étudier que ñoo ngi interpeller aussi le conseil scientifique du Sénégal ñu wax ñu masque yi nan la ñoo takkee visière transparente yi parce que visière transparente yi soxlawul faute te nettoiement bi gaaw na te nit mën na ko utiliser 15 jours te même prix que masque yi la loolu war nañu réfléchir aussi pour xool ndax dañ koy mettre en avant dans nos sociétés et man dama jàpp ni dans des métiers comme la restauration par exemple mais visière yi même bu affaire bi jeexee dañ ko war ko ne takk parce que tey jii nit ñi dañoo liggéey ci restaurant yi takkuñu dara ñoo ngi nooyi ñoo ngi wax seen position yaa ngi wadd même bu affaire bi jeexee tey jii dans certains secteurs dañ leen ko waroon obligé ñu continuer di ko takk te loolu yamul dara at masque wute na at masque ñun tey jii dañu continuer di takk masque yi waxuñu bu kenn di takk masque dañu continuer di takk masque yi mais dañuy laaj scientifique yi ñun am na ay scientifique yu ñu déjà di laaj au niveau de la société civile mais dañuy laaj aussi scientifique yi nga xam ne ñoo nekk au niveau du Sénégal lan mooy seen position ndax nit mën na takk masque
te du takk mën na takk visière te du takk masque ba pare respecter distanciation physique bi. loolu yëpp tey ji ay question la yi nga xamante ne war nañ ko mën poser waxtaan si trouver si ay solution voilà ñu tëjee waxtaan bi ak Moussa. waaw damay continuer ci li muy wax noonu boo gisee comme ni ma ko doon waxee mbirum xam-xam lépp lu gouvernement yi di jël ñu ngi koy wekk ci xam-xam li ñu lay wax ci masque yeeg yooyu tamit da ngay gis ne day soppi benn moment am na yenn dëkk dañ doon wax naan masque yi jaru ko du la protéger après donc loolu dafay mais li ci am solo daal mooy nan la ñuy fexe ba jëfandiku xam-xam ngir waxtaan suñu biir jël yoon bi kuréel yi nga xam ne ñoom la ñu jagleel loolu da nga ciy gis ne boo xoolee problème yi muy wax ni ñun am nañ ñu ko mën a régler fii ci suñuy étudiants waxuma sax enseignants suñuy étudiants da nga gis ñuy def ay création yu bëri def nañ ko ci Covid 19 wax dëgg naa mais ñun ndekete lii lépp am nañ da ngay gis ne ñun am nañ ay docteurs am nañ ay chercheurs yoo xam ne de rang mondial mën nañ discuter ak ku nekk mais ñaata lañ def ci suñu gaf jëmale ko ci loolu pratiquement dara. defuñu ci dara ñi ci bitim réew ñooy financer suñuy structure de recherche fii am na fii ci université bi ay ñu am xam-xam ci mbas yi fi mësoon a am fii ci Dakar ci Saint-Louis peste beeg yooyu nan la ñu ko gérer woon nan lañ yan jàngat lañ ci jëlee woon man participé naa sax ay kii mais loolu jëmalewuñu ko ci acteurs société donc lien boobu entre science et société ak décision bi loolu bëggoon naa ñu gën ko fësal beneen bi mooy ni ñu mbas bi bettee am na yeneen yuy ñëw nar nañoo bett ci wàllum technologie par exemple xarala yi dinañ jëm ci jamono yoo xam ne nit ñi dootuñu def guerre di yónnee seeni soldats ñun ñooy jël suñuy doom Malek feneen di teg ñu leen di boom waaye fa ñu toog la ñuy toog yónnee la ab drone beneen kii bu ñëw sa njiit bi mu rey ko mbaa mu rey njabootam wala mu menacé ko na ko sa dombale boo deful lii de donc li ma bëgg wax mooy dafa am yu ñu war a pare yoo xam ne waruñoo bett te war nañu gën a dugal suñu xel suñu xalaat ci wàllu xam-xam ndax mooy yor koom-koom mooy yor kaaraange suba mooy tax tamit bu la yu mel ni dale nga xam noo ciy génne loolu tamit nësax nañ ci war nañ ci kii ñaareel bi mooy li ñuy wax les secteurs essentiels waxoon naa ko sànq ci wàllu santé éducation agriculture saine et durable ak yooyu war nañ leen joxaat gëdd bu ñuy def plan Sénégal nu ñu ko mën tuddee dañu ko war a soppi wax ak nit ñi. ci loolu parce que fi ñu toll nii sax normalement nguur gi war na mën def benn saytu xool. waaw ci mbirum santé bi lan la ci dugal comme koppor ak fan la dem. surtout ñu wax ak nit ñi bu ñuy defar plan mu doon pas mu doon plan wu président bi wala plan wu gouvernement bi mu doon plan wu sénégalais yi ñu toggandoo ko ba pare am ci alliance. muy secteur privé bi muy acteur productif yi muy secteur associatif yi ñu jàpp ne lii ñoo koy tëraloo loolu dina ci am solo ñu boole ci décentralisation bi responsabilisation bi ba ñu mën a génn ci li nga xam ne mënut a ñàkk mooy gën a fëddali suñu souveraineté maanaam moom sa bopp sañal sa bopp mënal sa bopp ci domaine yëpp nag ñu xool nu ñu ciy defee ay jéego ndax bu dul loolu ñun dinañ toog di ñaxtu naan suñuy maam defoon nañ leen ci jaam defoon nañ leen ci lii di ñaxtu di ut réparation fekk nit ñi ñu ngi nekk di ñu dugalaat ci njaam bu gën a metti boobu. donc loolu dafa doon loo xam ne moo doon jàngat bi ëpp moo doon li nga xam te ne moo war a fédéré ñëpp ñu ànd ci bu ñu génnee ci mbas bi defaraat mbir yi defaraat suñu bopp defaraat suñu réew. Moussa Mbaye maa ngi la gërëm di la sant di fàttali auditeurs ak téléspectateurs yi yow yaay secrétaire exécutif bu ENDA tiers monde réseau ENDA di gërëm tamit Ahmed Karim Cissé innovateur social te liggéey aussi Kongat dañu waxtaan ak yéen ci li xamante ne mbas mi lu mu indi ci réew mi ONG nag lañ ciy taxawee ak yan xalaat lañ ci am. di fàttali auditeurs yi ak téléspectateurs yi di docteurs yi wax nañ ko topp maanaam distanciation physique bi raxas loxo yi takk masque yi moytu feebar bi moytu di circulation bëri bu yóbbu virus bi xam nga ne feebar bi am na te ñu muy rey tamit si réew mi commencé bëri tuuti ñu feebar ñu ci commencé bëri tuuti ñu ñaan yàlla defal jàmm ak salaam dañ ñaanal ajuma jàmm jërëjëf